Bonsoir, comme chaque soir, amis fidèles téléspectateurs de la DTV, vous êtes bien scotchés devant vos écrans pour suivre votre émission préférée, l'émission animée par Léna Salif Mbaye et sa team Choc. Il s'agit bien de toi-même, tu sais. Mais avant de la rejoindre au niveau du studio, alhamdoulilah, nous allons tout d'abord démarrer par l'actualité hors de nos frontières. mbokk yi asalaamaaleykum di leen ziare waat leen nuyu ci waxtu wi lee ngeen di bàyyi xel programme yu DTV rawatina émission bi ngeen taamu waxtu wi lee te am tise Léna Salif Mbaye ak i ganam ak i këram team Choc boobee di ci ànd ak yéen waxtu wi lee laata muy jekkal toogaayam ndax ku ne xam na Léna Salif Mbaye ak bëgg musóor ak jekk-jekkal ak maquillage ba loolee lépp incha allah dañ leen ko fekki foofee ci studio 1 di studio alhamdulilah ngir digtal leen ko ci seen émission bi la waaye laata loolee niñ ko baaxoo def dañ koy ubbee ak xibaar yi soxal ca bitim réew ñu koy doore ak Jeune Afrique bi ñëw également ci dënnu Afrique soxal na lu jëm ci actualité politique wala politico judiciaire soxal dossier bu Laurent Gbagbo ñu nemee ko bu baax a baax ki nga xamante moo di l'ex-président donc l'ancien président bokk bu fële ca Côte d'Ivoire daal di rek moom ginnaaw bañ ko acquitté ci fële ci cour pénale internationale donte la procureure générale Fatou Bensouda dafa interjeté woon appel à ce que ñu revoiraat le procès ñu doon xaar dañuy déclarer non lieu wala day amaat terewul ca pandaw ga donc la cour d'appel donc de la CPI dafa mujj daanaka acquitté Laurent Gbagbo qui est libre maintenant de ses actes ki nga xamante fi nekk nii war na mën a dellu fële ca Côte d'Ivoire même bu dee yeneen charge ñu ngi koy xaar ci wàllum nag lële ci Bissau li amoon foofu la ci banque bi waaye terewul ñii di ay àndandoor ay farndoor rawatina waa parti bu FPI di parti boobee di Front Population Ivoirien FPI ñoom fi mu nekk ni daal ña ngay brandir les brassards di jubilé di xaar ak bu baax a baax avec impatience seen leader boobee di Laurent Gbagbo sur des dossiers kii nga xam te ne ñu ngi koy xaar ca Côte d'Ivoire kii nekkoon njiit bi ci atum 2000 ba 2010 ñëwal xibaar yi ak beneen yëglekaay dem ci également xibaar soxal ba tey Jeune Afrique ak RDC au sein du FCC de Joseph Kabila une délicate organisation s'amorce ndax la ñu nema ko mooy patron bu majorité bi ba filee daal dafa am rupture bu am ak digganteem ak Félix Tshisekedi le président donc de ce pays RDC mu nekk nag jamono ji benn confrontation bu metti bu am ci diggante ñaar ñooñu le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila est confronté actuellement à une crise inédite entre rancœur et désir de renouvellement le camp de l'ex-président prépare sa réorganisation ki nga xam ne moom moo nekkoon njiit ba laata Tshisekedi jamono ji nag mu ngay joyanti waat ab tooginam ñu wéel ak benn yëglekaay soxal na également lu jëm ci ba tey dëndu Afrique Mozambique Palma à feu et à sang des scènes de guérilla de retour à Palma au Mozambique alors que le pays avait retrouvé la stabilité depuis la signature en 2019 de l'accord de paix entre le gouvernement et la Renamo mu nekk réew moo xam ne nag jàmm ne woon nañ dal ga amoon na de stabilité waaye bu ñu demee ko jax-jax ji fi am fan yi mooy wane nag dëgg-dëgg daanaka ñu ngi ci guuta ak ay cong yu fa am ñu jàpp ne nag ñoo ko amal du leen lu nag benn groupe état islamique bi nga xamante ni les Chebab ñoom ay extrémistes la ñoo ca nekk yee fitna foofee la ci dëkk ba mu nekk nag des négligences yoo xamante ni ñi nga teg tuuma gi ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa état bi wante état bi la mu wax mooy amu ci benn yoon boo xamante ni ab négligence am na seen boor seen porte-parole bi moo ko xam ne weddi ko ba am set wecci jàpp ne nag amu ci benn càgganteef ñi ngi def li lépp lu ñu mën te wàllum terrorisme ku nekk xam ne ne képp ku muy ñëw fépp fu mu mën di dem day ñëw ak surprise noonu lañ ko xam ne ñu jàpp ne kon ñoom du seen yaafus ak seen yàccaaral moo waral cong gi am fa waaye terewul dañ def seen kéemtalaay kàttan pour que également les forces de défense et de sécurité mën a def seen liggéey ba kaaraange askan gi mën a wéy ñu wéyal ak beneen yëglekaay soxal na également RFI Covid-19 dans la bande de Gaza les vaccins peinent à arriver li waral loolu nag mooy fële nga xamante moo di bande Gaza dañu gisoon ne pic ba arrivé woon na fa ba nga xam ne nag ñoom ñi ngi doon moytandiku bu baax a baax mais une nouvelle vague éventuelle nouvelle vague bi terewul xaar nañ ko ci dëkk ba wante ngir mën caa génn bu baax a baax fala budde vaccin yi agsi ba léegi mënuñ caa jot bande Gaza nekk dëkk boo xamante ni daanaka diggante Égypte ak Israël Palestine coolaang fa ne cobbay ci vaccin yi nga xam ne ba léegi sax waa Palestine ñi ngi dut baaraamu tuuma waa Israël ci yeex gi wàllu ñi nga xam nag ñoom ñoo di lii di bande Gaza bi nga xam
daanaka mi ngi daanaka ay jafe-jafe ci wàllum vaccin yi donte ñii nga xam ne ñoo yor wàllum kaaraange gi wàllum wér-gu-yaram nee nañ noppi nañ ngir taxaw askan bu waaye balaa ñoo def loolee bala nga naan naam da nga fay nekk maanaam bu ñu gisul vaccin moom lenn duñ ko ci mën ngeen gis ko ci noonee moo tax ñu ne alors qu'Israël a vacciné plus que la moitié de sa population contre le Covid-19 à côté de la situation sanitaire dans la bande de Gaza est préoccupante ñu wëyal ak beneen yëglekaay soxal noo également lii di Figaro ku nekk xam ne ne ba tey ci mbas mi dañuy des confinement suite et fin li ko waral mooy Emmanuel Macron a demandé aux Français sàkku na ci Français yi ñu gën a amuk dal gën a xool li nga xam ne moom la ñuy taxaw ngir nag faire face également à cette progression bi nga xam ne am na ci au niveau de cette pandémie gis nañ les nouveaux variants ak cette troisième vague moo tax tey jii ñemewul gaaw dugg ci yenn confinement général mais la mu sàkku mooy Sénégal ñi di Français yi ñu am ak dal am ak bàyyi xel moo tax ñu ne fi nekk ni Macron dafa nekk ci ay problème yu bëri mooy toute la France sous les mêmes contraintes des écoles fermées pour au moins 3 semaines l'espoir d'une sortie de crise par les vaccins mu nekk ñetti mbir yoo xam ne moo tax ñu ne confinement suite et fin à point d'interrogation la li ci kanam raw li gët ñu teg gët ci benn yëgle kay soxal no The New York Times dem ci réewum Joe Biden le 46e président des États-Unis d'Amérique soxal na également lu jëm ci ay projet yu am solo yoo xamante ni moo ngi koy waajal bu baax a baax moom Joe Biden lal aw ñàllam ci wàllum doxalin soxal na nag ginnaaw cela fait 40 ans que le président Ronald Reagan a déclaré dans son premier discours inaugural que le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes le gouvernement est le problème le plan d'infrastructure décrit mercredi par le président Biden 2000 milliards de dollars d'investissements fédéraux dans le béton couler les chargeurs de voitures électriques, l'intelligence artificielle et l'ingénierie sociale est un pari que le gouvernement peut faire des choses colossales que le secteur privé ne peut pas jamono ji daal ngir soppi xar kanamu réewum États-Unis moomee ci la ki nga xam ne moo di Joe Biden taxaw ak yeneen projet yu bees d'infrastructure donc de haut niveau de haut niveau yoo xamante ni war nañ koo taxawal bu baax a baax également ak lii di ay plan yu bees yoo xam ne dañ ko laal ngir gën a suqali gën a soppi xar kanamu réew États-Unis mi ci wàllum ay projet d'envergure ñu wéer ak benn yëglikaay jeexale ko leen Salif Mbaye ak tàggat yaram wax ci l'équipe bi nga xam te ñëw na également ci taxawaay bu baax a baax bi ñu nemmeeku ci équipe bi nga xam te moom moo di rek équipe bu France ci qualification yi gis nañ bu baax a baax taxawaayam jamono ji ginnaaw bi nga xam te génn nañ ci match nul bi njëkk a am amaat victoire dem ak Bosnie ñu wane waat seen bopp ci match boobu la ngeen gis 1-0 ci Bosnie fi mu nekk ni daal kon l'équipe de France mi ngi conservé mi ngi wane dëgg nag son leadership dans son groupe bi mu nekk ci qualification coupe du monde 2022 ñu dem ci benn yëglekaay as jeexale ko ak la Roja accomplie comme le journal Le Mundo Deportivo qui fait à la une de sa couverture pour ce jeudi 1er avril l'Espagne bi nga xam ne dóor na Kosovo tamit classé au premier de son groupe après la fin mu daal di nag wane dëgg-dëgg également taxawam daal di wax oui avec la Suède avec un match de moins après ne pas jouer donc mu nekk match boo xamante daal ñoom ñiit wane nañ dëgg seen taxawaay di équipe bile di Espagne mu nekk nag loo xam sax Mundo Deportivo daanaka c'est la même chose loolu évoqué par rapport ak taxawaay pour équipe boobu di rek Espagne voilà leen Salif Mbaye ça n'est tout pour cette page consacrée à l'actualité hors de nos frontières à vous l'antenne pour dérouler. Merci l'enfant de Mbar pour dérouler noo def. maa ngi fi. nuyu naa la ziar naa la. delloo naa la nuyoo delloo la fay bi di la gën a ziare bu baax ak ñi nga toogal kàngam yi foofu rawatina le doyen Sall Bigué Ndiaye. la moo tax boo solee costume doo simple. non pourtant simple naa lii da nga koy xeeb nii kon. nuyu naa la ziar naa la Abdoulaye toujours égal à lui-même notre golden boy de la presse sénégalaise ah. Ouais. Abdou wax ñu sa gis-gis ak sa xalaat ginnaaw bi nga faram fàccee li nga xamante ne moom mooy actualité internationale wax ñi nag Issa Sall mi nga xamante ne jot naa confirmer que ni moom nommé nañ ko ministre te loolu yàgg na bu ñu sukkandikoo ci Sénégal. voilà mu nekk xibaar boo xamante ni fan yëpp mi ngi def donc la une des journaux par rapport à cette nomination au poste de conseil de ministre conseiller donc à la présidence mu nekk loo xamante ni daal daanaka coow yi mi ngi ci ne cobbay ñu bëri jàpp na également c'est une trahison boo xamante ni def na ko de la part de ses partisans wala militants de son parti bi mu nekkoon du PUR parce que bi ñu nemmeeku les élections yi nga xam ne amoon na en 2019 gisoon nañ bu baax a baax quand son
cortège a été attaqué ak jafe-jafe ci amoon ba ces gardes du corps même jusqu'à présent certains ñu ngi ci entre les mais donc de détention ci lii di wàllum ginnaaw caabi féete leen ginnaaw ñenn ñi am ci ay blessures yu doy waar ngir jàppale woy politique mu mel ne tey jii laaj bi sampaat mooy ndax tey jii waxu politicien jar na dóor sa doom su ma nee politicien nag mooy ñi nga xamante xëy na anam bi ñuy doxee politique bu salte la bu malsaine parce que politique proprement dite leen Salif Mbaye homme politique sax lañ lay tudde waaye duñu wax politicien parce que politicien bi du doxal li nga xam te moom mooy tey ji ay waxitayam jëfitayam ak wala boog waxitayam ak jëfi ëllëgam day mel ni yàlla ak yàlli ministre conseil lañ ko nommé ñu nommé ko mu nekkoon député laaj bi samp également naka nga mën a nekkee député ñu nommé nekk ministre conseiller xëy na leeral na ko Modou Mbacké dina ci ñëw bu baax a baax waaye lu ci wënde am mooy ministre conseil président mi ngi koy nommé te kenn du ko yëg bëri na lool moo yore décret bi moo am droit xaatim wante également ministre conseil lan la ñuy conseil président de la République d'autant plus que certains ministres disent que ne parfois un an sax duñu gis président Macky Sall lan lañ koy xelal au contraire dafa am yoo xam ne xëy na ngir recaser wu sur le plan politique mënatuñoo opposé wu parce que opposé wu dafa jafe ñu dem rek keppaar ga ngir nag mën a am ci li nga xam ne moom dañu mën a sukkaru ni ñu ko waxee rek ca soow ma ñii ba mënee sukkar ñii mën a rek xuyal naan kon leen Salif Mbaye à vous de dérouler foofu laa ci mën a yem. merci beaucoup en tout cas doon jox sa avis du jour ginnaaw gi def nga émission yi ba pare. waaw kon boog bonne nuit. merci beaucoup Abdoulaye Ndiaye ci kanamee ñu jox ko ki nga xamante ne moom mooy Aïda Mène mu daal di faram-fàccee xibaaru mbarax yi incha allah rabbi. incha allah Aïda mooy ñëw waaye Aïda moom dootuma présenter greffage am parce que greffage am bi li mu ci wax keroog neexuma dara. d'accord incha allah rabbi Abdoulaye ba tey ma des sax yéen ci seen émission Toi-même tu sais comme on a l'habitude de le faire tous les jours à partir de 17h ñu waxtaaneex yéen lépp li nga xamante ne soxal na leen waaye tamit di remercier di wax ni ñi nga xamante ne ñu ñuy suivre via nos plateformes digitales vos commentaires vos suggestions seront toujours les bienvenus parce que dañ ci bàyyi xel bu baax rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca diaspora ba ñi nga xamante ne ñoo nekk ca bitim réew muy la diaspora sénégalaise maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ko jox Ahmed Zeri mu daal di ko séddale ñoom Amadou Baldé Sall Cham et consort waaye tamit di nuyu di ziar ñi nga xamante ne ñooy safoo di ñu seetaan Ndeye Koumba Somb Mame Thierno Dia El Hadj Ongué Diagne Ndama Ndiaye ñooñu ñëpp mi nga xamante ne à chaque fois dañuy feddali seen i kóllëre ci seen émission Toi-même tu sais comme ni ñu koy defee saa su nekk quand on parle de jeudi on parle de ci la ñu bokk avec notre ravissante Puni Fashion habillée aujourd'hui en orange bi mburu soow la gën a jege mais orange bi nag moom xam naa ne orange lumière la Amadou Ba. waaw macha allah de wax dëgg yàlla Mame Bousso moom Mame Bousso la moom lu mu def macha allah day tegu ci yoon. waaw day tegu ci yoon Mame Bousso. xaama ree rek. damay ree rek bàyyi noonu. mais nuyu naa la ziar naa la. Léna Salif maa ngi lay delloo ziar di la jox sa wàcc waaye di nuyu sama papa Alaaji Sala namoon naa ko trop di nuyu suñu invité bi di nuyu Serigne Modou Mbacké di nuyu téléspectatrice internet yi ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen wax ne tey la alxamis ku ne xam nga ni moom ñu daal di delloo buum ca mboy ga dafati suñu mënin rek. merci beaucoup mi ngi nekk ci watu ki nga xamante ne mooy Modou Mbacké Niang suñu Modou Mbacké Niang national Modou nuyu naa la ziar naa la namoon naa la trop waay. waaw maa la raw di la wax rek delluwaat sant suñu borom di la wax nga sant yàlla yooyu itam buñ dajawaatee nii tey nuyu Alaaji Sala ak suñu invité bi Serigne Lass ñu bokk Grand Yoff di nuyu mboolem ñu bàyyi xel Ladi TV. merci beaucoup en face de lui comme ni mu ko waxee Serigne Lass Badiane du président mouvement Jëm Kanam Lass ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Toi-même tu sais. soxna si maa ngi lay fay maa ngi nuyu képp ku ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu Modou Mbacké di nuyu soxna Mame Bousso del wax ñu lay wooyee Mame Bousso Serigne Saliou da doon tere ñuy sàllal law turu soxna Jaara nee na ku tudd soxna Jaara nañ koy wooyee Mame Bousso maa ngi nuyu sama nijaay Alaaji Sala Bigué suma nijaay di sama xarit di nuyu waa réew mi yëpp. merci beaucoup Alaaji Ndiaye Sala Bigué Alaaji tey mer nga de. Léna Salif mais nag géwél meram du yàgg. kàmmaate loxoti bi ñun amuñu xol quoi xamun nañu mer nii ci kaw nii rek mais. au fond. waaw loolu da ngay mar. waaw non géwél du mars mais lii rek wax la. ah mais dañu ne duñ ko gis couleur rouge. dina ko gis nag lii moom dina ko gis lii moom bu gisee géwélam def nii soo ñetti kanam di ko nii di ko nii laa def mais Léna maa ngi lay fay bu baax di nuyu Modou Mbacké. jërëjëf Léna li nga soo rafet na trop macha allah. merci très beaucoup joli très joli rafet na lool di nuyu Modou Mbacké. jërëjëf di ko ziar suñu sëriñ suñu xarit. di nuyu soxna Mame Bousso. maa ngi lay nuyu baax désormais Mame Bousso. Mame Bousso voilà dafa neex sax man nag naka jekk moom laa koy woowee. waaw c'est vrai non Lass xam nga Lass li mu wax
bëgguma ko woon a wax. effectivement waaye man koy. waaye bu ñu ko comme waxal nañu ko rek nanu jël. alhamdulilah waxuñu ko waaye ku ñu ko waxal ñu jël. macha allah. waaw ku ko wax ñu jël ku ñu ko waxal ñu jël. wallaay ndeysaan léegi désormais Mame Bousso voilà xam maam jaara mooy dëkkaale suñu borom. jaaratulaa maanaam soxna jaara li doon jàngi alxuraan ak mbir na mu meloon. mu dem ba tudd ko dëkkaale suñu borom la voisine de Dieu. loolu indi maam jaara ji. mais Mame Bousso nag moom. Bousso Bali moom. tur bi boo ko déggee da ngay bëgg. moo tax léegi Bousso Bali rek. man mi ko tudd sax yi nekk sama xol. wallaay di nuyu laas bu baax a baax sama jarbaat la. di ko nuyu xale bu yàgg am jom. xale bu yàgg foog mu sànni fekk nii lay def. di yëngatu. te loolu dafa am solo ci ndaw. macha allah wallaay ku baax a baax am jom nangoo liggéey bëgg lu baax. di wax ni nag tey la DTV am 6 ans. waaw tey lañu am 6 ans juróom-benni at. tey mooy sunu anniversaire DTV. biig ci émission guddi gi min bi pile bi mu jotee rek. merci beaucoup Souleymane Diop ci lañ ko dama leer na tey Sala Bigué bu ñëwul na fay amaan ndax démb gis naa ko ci émission guddi gi fa la fanaan. wallaay wax na dëgg mais émission boobu du jeex man damaa mujj ni Yves mais émission bi du jeex xanaa émission bi 23h temps lañ commencé ba 1h ba 2h moins. damaa mujj man sama lampe yi di fay man leen man. damay leen may fay lampe yi daa am ordinaire ci li ñote dafa am heure mais di wax ne de yàlla nañu ko yàgg teewee ay at yu bëri ba di ñaan ak ngi le fondateur muy El Hadj Ben Bass Diagne yàlla na yàlla suñu borom tàbbal ko àjjana yi gën a kawe projet yi mu fi bàyyi yëpp njabootam yi ko yor yàlla ni yàlla kattanal ba nu àggale ko ñun ñuy fii liggéey tamit yàlla nañu yàlla suñu borom may suñu yëfi bopp parce que tamit ñun ñëpp borom boutique mbagg boo xar xolam magasin nga ciy fekk dañu nit ki nag il faut nga am jaar-jaar parce que jaar-jaar mooy tax ëllëg boo yoree lu mel nii nga xam ni nga koy yore waaw mais ku ci nekk yàlla na la yàlla may nga am sa yëfi bopp parce que loolu rek mooy am solo parce que bu ma amee nga am dinañ créer emploi semence bi dina wàññeeku te dinañ mën a gën a jaamu yàlla kon yàlla na yàlla tappe xol yëpp defal ñu jaam di nuyu les internautes gis nañ ñoom niñ ñuy toppee mais daal tubarkalla daal DTV daal ci kaw ci kanam ci lu baax macha allah macha allah di nuyu ñi nga xamante ne ñooy safoo di ñu seetaan wallaay lancim Ngone ak borom kër waaw Ngone ak El Hadj Boy El Hadj Boy ko xale bu baax ak soxnaam merci beaucoup Alaaji Sall bi en tout cas merci de rester connecté scotché ci li nga xamante ne moom mooy seen télévision DTV bu canal 12 bu TNT ñu jàll ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy actualité du net ñu ànd ceex doomu ndayu Mansour Sow Modou Mbacké Niang et c'est tout de suite ah Mansour du sa xarit sama booy la sa booy la wala sa xarit la sama booy la non dafa ne moom tout le temps ne yow yaay booyam non xam na sax bu baax Mansour le message boo ko weddee nga laaj Mamadou Ndione xam na bu baax dégg nga xam na ni Mansour sama booy la li gën a fës ci actualité internet Modou Mbacké Issa Sall qui confirme je suis nommé ministre conseiller depuis le 3 points de suspension suñu sukkandikoo ci sa waaw avant may toj Actubuzz bi benn Actubuzz ci biir Actubuzz mooy ni nga ko waxee sànq Alaaji Sall bi nga di ko waxee noonu mooy 6 ans au DTV surtout occasion la ñu sargal ñi nga xam ñooy bàyyi xel DTV ndax it juróom benn at dooy caaxaan 6 ans dooy caaxaan ci yàlla dogal na gis nañ yokkute wax dëgg yàlla ndax bi ñu soog a tàmbali fii booba sunu ay émission ak sunu ay journal booba metti woon na ndax ñi ngi tàmbali waaye bi ñu Sénégal yi joxee confiance la diaspora jox télé bi confiance gis nañ léegi wax dëgg yàlla am na fu ñu yóbbu liggéey bi loolu dañ koy gërëmee la direction gërëmee ko aussi mbooleem personnel bi góor jigéen mag ak ndaw gërëmee ko aussi les techniciens nga xam ñoom du ñu feeñ waaye liggéey bi lépp ñoom la ñu gërëm leen bu baax ci liggéey bu ni mel di ñaan 6 ans yi dem ba doon yeneen ni 6 ans ak ay at yu bari lépp doon yokkute di ñaan tamit liggéeykat yi fi nekk tamit yokk ñoom tam ba yëg ko ni ko Sall bi nga waxee ñu dem ba am sunu groupe de presse yi boppam di man di créer emploi jàpp ci réew mi voilà Alaaji Sall loolu nga ñaan yàlla na ko yàlla nangu tabaarkalla macha allah alors lenn ni nga ko wax Actubuzz bi yaa ngi koy wax Issa Sall waaw moom di dëggal na ko am na at sax waag léegi ak fan fi ñu toll nii ndax ñu ngi ko noyee woon ci 2 mars 2020 ci la ko président Macky Sall daal di woon nommé ba tey yaa ngi ci daanaka avril 2021 kon 1 an yi mat na moom nag coow li moo doon tey dëggal na ko ni ñu ngi signé décret bi comme noonu bind na lettre jamono boobu Moustapha Niasse président Assemblée nationale ni ko nag dañ ma nommé par ab décret kon def li ci war sukkandiku ci code bi nga xam moo tënk règlement wu pencum ndaw réewum Sénégal pour ñu wët ana koy remplacer ci poste bi nga xam mooy poste député alors kon moom dafay tontu ni képp ku yaakaar dafa nekkoon ci illégalité non non moom li ko war defoon na ko peut-être kay information bi la nit ñi xamul woon ci lu bëri waaye di fàttaliwaat ci loolu
boo jëlee Serigne Moustapha Sy mi nga xam tey moom moo sam parti bi daal di war na koy dindi ci bopp parti boobu lépp ndax demoon na ba xam ni kii di Cheikh Issa Sall mii léegi doxalatul li parti bi santaaneem ci moom waaye day doxal jibu boppam kon day mel ni boobu au début peut-être ñu bari xamuñu li xew waaye moom kon yëgoon na ni kon danoo nommé peut-être kii ca mi ngi demoon ci booba dialogue bi président Macky Sall woote woon ca ba ci Issa Sall yi dem Serigne Moustapha Sy nee woon na tàggul parti bi dafa rek jóg demal boppam bëgg yóbbaale partem loolu moo tax mu daal di koy retiré ci loolu nga xam mooy dialogue national bi loolu day wanewaat ni nan ko wax mais nos acteurs politiques dañoo bari ay deal yu ñuy def dañu bari ay deal ca nag bi nga jógee mu jëm ci élection nga xam ni présidentielle yu 2019 yi ni mu tàng ni mu méttee Sénégal gi mu am ñu ko joxoon bopp xeex ngir moom Issa Sall ak PUR am ay baat kon tey bu demee ba nga xam tey président Macky Sall da koo woo di ko nommé waroon naa maanaam def la ca war woowaa partem bu fekkee day dem ci turu parti bi waxtaan ak ñoom parce que bu ko président Macky Sall dem nommé rek parti bee tax mbaa boog am na appareil bu ko supporté ba mu àgg tey président du ko mën a gis ndax Issa Sall yàgg na fi yàgg doon professeur yàgg yëngu amul nomination il a fallu que mu dugg ci parti politique bi mu nekk ca bopp ba dem élection présidentielle mu am ñu ko jàppale ci la ko président Sall wooyee kon tey li ñuy wax naan politique daal tout le temps suñu ay acteurs wan ñu loo xamante ni day mel ni li naan wor ak jënd jaay askan wi voilà ci lii c'est vrai comme que dañ ko nommé par décret waroon na def li ko war génn sax wax ak presse bi ci nomination boobule mais dafa bloqué wu ko information daf ko tëj ci suuf kon le moment où ñuy wax naan Issa Sall mi ngi ci opposition bi PUR mi ngi ci opposition bi fekk na kon moom daanaka mi ngi ko bëgg a tayle ci wetu président Macky Sall loolu nag moo tax suñu Moustapha Sy ñëpp ñu ngi sa ko comprendre kon li taxoon mu def assemblée générale daal di woon koy dindi ci bopp secrétaire bi nga xam ci la nekkoon Issa Sall ci bopp PUR wanewaat na ni kon lii daal mooy li feeñ mu da koo dëggal nag ni ki tey ci ab communauté bu mu xëy becc. merci beaucoup Modou Mbacké Niang Las nga am ci ban jàngat ban gis-gis. Bah c'est une chose tout à fait normale acteur politique booy politique wala nga bokk ci réew mi président de la république moom la suñu borom def jox ko kàttan mu muy nommé ci emploi civil et militaire bu jugé opportun travailler avec le président de la république président bu ko falee c'est pas une chose extraordinaire parce que président ñi muy fal dans la vie de tous les jours donc pour man banalité la donc wuyu na appelu président de la république ñu fal ko ministre conseil auprès du président de la république jàpp nañ ne parce que président bu lay fal day njortu ci yow ni war nga ko mën a apporter dara dañuy njortu ne plus-value boobu moo xam ne moom njortu nañ ko ci moom bu demee na ko jox président pour réew mi mën a jëm kanam. merci beaucoup Mame Diarra nga am ci ban jàngat ban gis-gis. waaw léegi man jàngat bi ma ci am rek mooy politiciens yi toujours dañuy jiital seen intérêt personnel bàyyi intérêt askan bi te booy xool nguuru président Macky Sall ni muy nommé ministre dafa yomb ministre moom am na ci bodoyal ministre rek président Macky Sall am na ci bodoyal xaw ma lan la manqué waaye ministre bokku ci mais nañuy xool intérêt askan bi fi mu ne parce que askan bee leen fi teg te li ko sama papa Sall di waxee nguur yàlla dafa coppati dara ci nguuram jox la kon war nga def ba yow boo fiy jógee nga wàcc fi lu rafet te gis nga leena ñun politicien bi dañ ko war a bàyyi tey politicien da ngay ñëw teg sa bilan kaas ne réew mi de moom dund bi moom dafa cher mu ñëw romb la ak oto bu rafet bâché yeneen 3 oto nga jooy loo yow daal loo def rek ñoom daal seen bopp rek lañ fi nekkal war nañu nag léegi nekkal fi askan wi parce que askan wi moo leen fi teg ni ñuy nommé ministre bi aussi ñu ñuy nommé ministre yi ñu xool ko ministre yi bëri nañ trop da ngay dem ba yow ci te père da ngay réer doo xam kii benn ministre lan la kii ministre lan la kii ministre lan la dafa jot ci li leen fi desee ñu jàppale tuuti dox ci yëfi askan wi te bàyyi seen yëfi bopp bàyyi politicienne bi te xam ne tôt ou tard dañ fiy jóge. merci beaucoup Mame Diarra Alaaji Sall Bigué. waaw xam nga li Modou Mbacké wax ak li Lass wax c'est très normal bu ñu ko nommé ministre conseiller la je crois ministre conseiller sans portefeuille je crois. ministre conseiller ouais. sans juste conseiller. defoon nañ ko fi notre collègue la Tunkara bi nekkoon 2STV. xam nga état toujours dafay maanaam adversaire am. nu mu ko récupérer toujours moom lay fexe. loolu moom politique la mooy politique bi Mame Diarra di wax. toujours dafay bëgg moom bu mënoon xëcc ñëpp ci booram it da koy def. parce que c'est de bonne guerre. mais man
pourquoi Issa Sall lu mu ko doon nëbbu quoi ñi mu nekkal man c'est ça man loolu mooy sama problème parce que am na droit président am na droit woo ko ni ko kaay conseiller ma na koy conseiller ak na ma koy conseiller l'essentiel li laa soxla na koy conseiller luy jariñ réew mi mais jarul woon mu koy nëbbu parteem ba tey di affaire bi di génn nii tey day gën a ñagasal digganteem ak sëñ Moustapha Sy te relation man damaa bëgg nit ñi di garder relation parce que buñ ko xamee moom sëñ Moustapha Sy moo tax parce que pire moo tax ñu xam quoi te nag jubbu bi ñu la xamee boo ko watee da ngay réer say mbokk kon moom jarul woon mu ko doon nëbbu xëy na aussi ci suuf sëñ Moustapha Sy yëg na ko ba xëy na loolu moo tax mu dina ko ci boppu pur mais est-ce que yëgin boobu waroon na wala est-ce que waru ci woon a waxtaan ak moom avant ndax waru woon a concerté waa parti bi ne man kat président daf may nommé ministre conseiller comme je suis député ñu xam ko nga xam ne ëllëg bi ñëwee dina ne waxoon naa ko même bien vrai que mi ngi ci yoon mais nañu bàyyi nëbboo bi rek tey waxante ki parce que man daal kóllëre yi ak diggante yi damay bëgg ñu di ko sàmm Modou c'est très important parce que yëpp day jeex te li ñuy nettali ëllëg la rek te ku ci nekk ëllëg dinañ la teg ci kuusu bàmmeel nit ñi di seede ci yow te Sénégal toujours dama naan néew lañ gën a mën loo bon boo génnee àdduna ñu wax la say baax kon nag jëf yi nay rafet jarul nëbbatu jarul kii na may nañ la ministre conseiller taxawal wax ko bokk sa waa parti wax ko ñu ko war a waxal amul problème mais tamit aussi tamit nit la sénégalais la président am na droit woo ko ni ko conseiller bu nangoo l'essentiel na koy conseiller rek ci lu jëriñ merci beaucoup Alaaji Sall Bigué bu ñu koy jël ci li nga xamante ne mooy politique yi fi jotoon génn Modou Mbacké en 2019 ci élection yi nga xamante ne jot nañ ko romb mu amoon position bi nga xamante ne mu ñëwoon juste derrière ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko mais tey bu ñu gisee opposition bi ñi nga xamante ne ñoo nekkoon figure emblématique yëpp ku ci nekk daal di nga dem rejoindre li nga xamante ne moom mooy parti au pouvoir ban jàngat la ñuy am ci lu ne mel waaw justement pour revenir un peu par rapport ak nomination Issa Sall ci en tant que ministre conseiller Alaaji Sall c'est vrai c'est normal là c'est normal mais waxuma est-ce que normal ou pas mais la façon de faire effectivement xam na nga ko da nga ko juñu sàng Issa Sall bu ko Sénégal xamee pur moo tax effectivement mu nekkoon le coordonnateur ñu dem élection présidentielle pur tànn ko mu nekk seen candidat kon ci benn appareil bi mu am appareil pur moo ko pousse yóbbu ko partout au Sénégal mu def campagne yóbbu ko mën a mobiliser jox ko ay moyens ci la ko président Macky Sall peut-être ràññatlee ba jàpp ni war na koo mën a jox ndoom tant que ministre conseiller mais à la base laas tey yow da nga am sa mouvement jëm kanam xanaa tey bu la président Macky Sall woon tey bëgg la jox benn ndomba tànk xanaa da nga waxtaan ak say militants à la base ndax buñ lay fal en tant que ku ne ci benn structure sa jëmm rek taxul am na lu tax ñu lay fal kon jëmm jooju da nga ko teg à côté nga indi appareil bi tax ñu xam la appareil bi jox ay moyens di la pousse jox la ay moyens nga wër Sénégal jox la ay moyens ba nga mën a nekk candidat am daal di lay porter combat bi loolu kon dafay baax nga delloo mbattu ca ndaala effectivement diisoo ci ak ñoom fay naar bi xoroma ci loolu sax ngi gaa di ko def Sall Bigué tey dañ laa bëgg a nommer nga ne xaal ma laaj sama base est-ce que sama base d'accord nañu ci ma ñëw liggéey ak tel loolu cër la donte am nga yéene bi mais da ngay delloo cër bi base bi boo ko defee ñoom ñu daal di mën a décider foofu laay waxee que ni Issa Sall et puis li nga ko wax nëbb gi lii nii lu ñu yàggoon a laam-laamee la te pourtant waroon nañu mën a génne communiqué bind ni Issa Sall a été nommé tel mais daa dem ba tey mu nekk ay rumeur yoo xam te ni avant muy génn finalement dafa dem ba dos mur ci la doog a génnee dëggal li nga xam mooy li xew foofu lay waxee mu doon loo xam dafa doy waat ci politique Sénégal yi muy doxee jàllee na du ñàkk daañu ci jël ay leçons yu bëri pour jàngat ko ëllëg incha allah bëri na ci leçon waaye tamit bëri na ci question yi nga xamante ne dañ koy posé rawatina déclaration bi nga xamante ne moom moo nekkoon déclaration njiitum réew mi que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression l'a-t-il réussi la question se pose en tout cas stratégie de démantèlement bi nga xamante ne gis nañ ko ci opposition bi dafa mel ni mi ngi ci yoonam di wéyal di dem ba tey resté scotché ñu daal di jàll ci li nga xamante ne moom mooy actualité politique et sociale ñëwaat sur le plateau de Toi-même tu sais. Nous allons parler de la jeunesse Macky et la jeunesse bien sûr cause et clause du divorce c'est une question tey ñu dalal ci ki nga xamante ne moom mooy Lass Badiane du président mouvement jëm kanam aywa Modou Mbacké tàllalal ñu ngi sa ginnaaw ñu tàllal alors sëñ Lass ñu ngi lay nuyu di la sargalaat ñëw bi nga ñëw ci DTV lu jëm ci sa teewaay bu ñu waxee mouvement jëm kanam xel da dem ci fexe ba dëkk bi jëm kanam jëmbul dëkk bu jëm kanam bokk na ca xëyum ndaw ñi dëkk bu jëm kanam bokk na ca ay ndaw yu am
yaakaar am espoir bu war a mën a am ni suñu dëkk de ëllëg ci kanam mën na am fu mu yegg kon nan ànd ak dal am lu ñu xaar mais est-ce que demul tey ba yaakaar bi xaw a yàkkeekum d'ailleurs maa ngi wax sax ni dafa mel diggante président Macky Sall ak ndawu Sénégal bu doon ab sëy dañuy wax ni dafa tas pour yow exactement diggante ndaw ñi ak président Sall presque 10 ans au pouvoir lan moo xew exactement bu situation bi toll fii. waaw jërëjëf Modou li nga wax diggante président de la République ak ndawu Sénégal du ma wax ndawu APR ndax Macky Sall dadul président wu waa APR président réew mi yëpp la. bien sûr donc diggante moom moo ndawu Sénégal. cofeel lañ ci gis bëggante lañ ci gis joxante cër lañ ci gis. ndax boo xoolee président de la République combat yi mu porté yëpp ba fii mu yegg bu yeggee ci njombaxtal bi ndaw ñi ñoom ñoo ko porté ak jigéen ñi. moo tax it ba muy présenté waat programme am en 2019 à la présidentielle dafa ne moom programme am da koy sukkandiku. ci dimbali ndaw ñi ak jàppale jigéen ñi. moo tax it jigéen ñi ak ndaw ñi ci ëpp donte mag ñi suñuy maam ak suñuy baay ak ndey. woteel nañ ko waaye li ëpp ci ñi ko woteel ay ndaw lañ. donc moo xool programme yi nga xam ne teg na ko. ci biir réew mi pour luy jariñ ndaw ñi la ak jigéen ñi. waaye nag ku waxal yàlla xam ne am na ci ay jéego yoo xam ne doxul. ndax boo xoolee li xew ci réew mi ci fan yi ñu génn. ak diggante 2019 ba président sénégalais yi di ko falaat. muy am 58% jàll premier coup. nga gis li xew ci mbëkk mi nga gis li xew ci nawet bi. nga gis li xew ci yëngu-yëngu yi violence yi da ngay xam ne kat ndaw ñi am na lu leen naqari. seen diggante ak président de la république seen diggante ak gouvernement bi. mais loolu lu ko expliquer un peu ak li président teg lépp ci ay politique pour la jeunesse teg plan Sénégal émergent am ab réew macha allah am nay jeunes mais lu xew exactement. ba tax li mu def lépp mel ni amut ab résultat bu mën a gis ba tax situation bi toll fii tey. waaw li ko waral du lenn lu dul ngama di ñenn ñi ndax président de la république munul bànqaas bu nekk mu dem teg fa ay gëtam wala yóbbu fa ay yoxam pour mën a doxal. dafa jël ay nit wóolu leen teg leen ku ci nekk mu am lu mu la sant ne la doxalal nàngam waaye nag dañoo nekk ci réew moo xam ne. nguur day dofloo ñenn ñi. da leen ni xamadiloo da leen ni waydiloo am na ci ñoo xam ne président jox na leen ay ndombal tànk dem nañ ba réew dem nañ ba fuuy dem nañ ba li taxoon ñu fal leen respecté tuñ leen ndax xam nga sénégalais danoo way ba pare bari fulla mën nañ la wóolu tey ëllëg ngay doxin woo xam ne doxin wu xeebu ñu jëlaat seen kóolute dugalaat ko seen poos noonu la réew mi di doxee malgré programme yi nga xam ne président de la république teg na ko ci wàllu jeunesse. boo ko président tegee diggante 2012 ak suñu jonn yàlla tey. du ma nekk sax di comparer ndax jot bi amu fi. président li mu teg ci ay programme politique de jeunesse amul kenn ku ko mës a teg waaye li tax ndaw ñi gisuñu seen bopp. ñaari mbir la li ma la wax lenn li mooy nga ma di yenn dirigeants yi mooy ministres yi ak DG yi. parce que man je peux pas comprendre nga nekk ndaw ci Sénégal président jël ay milliards def ci gouvernement bi. def ministère de la jeunesse def ANPEJ def DER def 3FPT def organisme national de la formation professionnelle. waaye ndaw yi mënuñoo gis loolu. parce que dafa am la rétention de l'information. parce que dañuy fal nit ci bërëb. mu xam ne lii am na ci rubrique budgétaire bi. am na lu ñu war a mën a jàppale waa Touba. waa Ngodiba waa Kaffrine waa Grand Yoff waa Arafat. du ko joxe information bi. te lépp loo xam ne c'est d'intérêt public ça doit être public. parce que xaalis bi. xaalisu réewu Sénégal la. lan moo tax du ñu jox ndaw ñi information parce que dañoo bëgg ngardaajoo mbiri te loolu c'est de la lâcheté. loolu kuy jiite waroo ko def. président lépp lu mu joxe foofu lay daaneele li mu joxe. dafa bëgg ñu porter l'information diffuser l'information nga xam ne ndaw ñi nga xam ne parce que moom dafa woote équité territoriale. ndaw ñi nekk Bandafassi ñi nekk Taïba Kër Seet ñi nekk Kaccoot. yaa ngi dégg. ñi nekk Ngodiba ñi nekk Xaar Yàlla. ñu mën a nekk sur le même pied que ndaw ñi nekk Dakar. mais malheureusement am na rétention de l'information beneen bi mooy. ndaw ñi du ñu dem vers l'information. parce que am na ci ay organismes yoo xam ne benn bi mi ngi Grand Yoff. day former jeunes yi gratuitement. te kenn xam ko fa dem parce que ndaw ñi demuñu vers l'information te dirigeants yi tamit ñoom it du ñu diffuser l'information. Lass dama dégg say kàddu nga tudd baatub xamadi. tudd encore baatub réew. tuddaat encore baatub fuuy. tëjee ko sàng baatub lâcheté. yaa ngi mesurer bu baax mooy nga utiliser ci ñoo xam tey
ngir da ngeen bokk parti politique lii nii fan nga ko teg pour mën koo argumenter nii ci baat yi nga utiliser sànq parce que gis naa ni lu doy waar la damaa dégg olof xam nga xamadi ak reewande bokkul Alaaji Saala bu ma juumee nga xam naa moo tax nga listé ko xam nga xamadi mooy ku xamul waaw maanaam président de la république dafa fal ñoo xam ne ñu ci bari dañoo xamul dara ndax ku musul liggéey wax naa la ko fii sa plateau xam nga émission bi dama leen jig ndax juróom benni at ba ngeen juddoo ba tey chaque saison toi-même tu sais ma ñëw na fi saraax te tey dafa tombé yow yaa ñu jig wala ñun ñoo la jig man maa leen jig bàyyi ko mu daane Alaaji kii xam nga Modou Mbacké faanaa ko de Alaaji xam bàyyi nga ko mu Modou daane Mbacké soxna si xam nga Lass Badiane saa yi xam na ko leena man du ma bëree combat préliminaire du ma ànd ak mbër buy bëree combat préliminaire man képp ku may àndal da ngay am ndam moom mii xam na ko alhamdulilah man grand combat rek laay bëree donc lii ma la wax ci ministres yeeg yenn DG yi li tax ma naan dañoo xamadi parce que xamadi ñàkk xam parce que munoo ne da ngay dimbali jeunesse bi te xamoo li ñu bëgg nit boo koy dimbali da ngay xam li mu bëgg parce que toog fii di def make-up di wax jumaa mubarak bon màggal bon gàmmu la jeunesse loolu réglé wul les problèmes de la jeunesse gis nga jeunes yi boo leen bëggee dimbali da ngay dem ci ñoom waxtaan ak ñoom leen kontaan na nga laaj leen li ñu bëgg parce que jeunes Sénégal nous avons des jeunes les plus talentueux dans le monde mais da ngay xool yenn saa yi nga gis ci internet bi ay jeunes créateurs créer affaire yu doy waar ils n'ont pas de moyens ñooñu dañ leen war a accompagner jeunes Sénégal dañoo soxla accompagnement soxla wuñu sarax soxla wuñu ku leen dimbali dañoo soxla ku leen taxawu parce que jeunes Sénégal dañoo am potentiel maintenant bu nekkee nag jox nañ ay ñoo xam ne ay mbirum jeunesse mbirum financement xam nga entrepreneuriat saal munu ñëpp dañoo bëgg nekk entrepreneur man entrepreneur la chef d'entreprise mais munoo wax financement nga jox ko koo xam ne musul jaay caaf xaalis bi da koy jëndee téléphone booy ñu ci bari ñu jox xaalis ay téléphone lañ ko jëndee xaalis bi day dem yoonam kon dagguma la Lass naka nga gisee dépense yi nga xamante ne dafa jógee ci 27,4 milliards ñu def ci dem ci 4 économiser lu toll ak 22,7 milliards et plus pour ñu ne dañ koy dugalaat encore ci financement chimique loolu ci ban xaalis la xaalisu nguur gi fan lañ ko économiser ci dépense yi ñu wàññi dépense waaw non xam nga loolu président de la république da ko wax depuis 2019 mooy rationalisation des dépenses exactement parce que bu njëkk dafa am jaabaa jonge ak ngudaata ko noos bu am ci réew mi bu fi président fekk mais yéen fekkee ngeen ab kilifa goo xam ne président da koo dàq passation de service mu yóbbu juróom benni oto fu mu ko teg nit boo bëggee oto yaa koy jëndal sa bopp ministre tu es au service de la république député da nga nekk au service de la république Macky Sall c'est pas un serviteur du Sénégal c'est un serviteur il est au service de la république il est au service des Sénégalais donc gisoo président de la république mu jóge fi di yóbbu ay auto état privilège yi ñuy jox ñi nga xamante ne soxla ñu ko nag député yi ñuy jox 250 mètres carrés 250 kii waaw loolu dinaa ci ñëw mais dama lay wax ne la donc rationalisation des dépenses moo tax président da ngay gis ay président conseil de surveillance ay directeurs généraux ay ministres ay nangam ak nangam ñu jox leen ay oto mais seeni soxna di ko yóbbu marché dans une république c'est pas normal parce que voiture de fonction dafa am voiture privée dafa am mais mënuñu jël oto état di ko jox sa jeeg wala nga jox ko sa mbindaan mu dem duggee ko marché wala mu dem baataree ko ci ngénte gi am bawol voilà Lass saa nga faram fàcce nga xamade gi mooy buñ la joxee loo xamul delluwaat na ci mooy waaw man damay am ligne man damay am ligne bu may topp yàlla xam ne wax li ma ko wax daa am yoo xam ne aja faram fàcceem Modou nga ni réew pourquoi baatu réew bi non c'est très important xam nga lu tax ma wax la loolu xam nga boo nekkee ci mbir xam nga réew boo ci nekkee ki nga bokkal ba ngeen ni jëmbat lim ko jaralu ko ki nga xam ne dafa ñëw di kerlu maanaam bu garab gi taxawee mu ñëw di kerlu doo leen bokk engagement ñu dañoo bokk ci ñuy jëmbat suuxat di roose di dindi ñax mu bon di defar di ñàkk bëy yi bu ñu ñëwee bëgg yëy nga dàq ba mu taxaw ba am keer bëy ñeneen ñi bu ñu ñëwee bëy ak mbaam yi ñeneen ñi bu ñu ñëwee dañuy kerlu bu xob yi commencé ruus dañuy génn saa la xam na olof boobu ñun nag ba ñuy jëmbat ba fi ñu toll ak ba fi ñu jëm du ñu bàyyi Macky Sall la ñu wóoru d'accord li tax ma la wax la reewande boobu mooy
buñ la joxee mbir da nga koy fonk fonk ña la ko jox ndax réew lañ la jox gis nga président de la république bu la wóoloo jox la ndombal tànk da ngay xam ne daa koo jàng nit ñi ëppoo leen xam-xam gënoo leen judd dafa jël ci kóoluteem kem ni mu def Issa Sall def ko ministre conseiller wóolu la ëllëg bu la wóoloo diku da lay dàq jël sa morom teg da nga war a mériter confiance boobu ubbi sa téléphone ubbi say bureau waaye buñ la wooyee duñ la jot ndaw ñi boo leen bëggee dimbali te buñ ñëwee sa bureau nga ne ndax am nga audience amul benn ndaw Sénégal ñoom ñëpp ñi seetaan du ñu dem bureau ministre wala directeur pour mu régler seeni problème parce que ndaw ñi bu ñuy dem ci bureau yi demuñu fa pour ñaan xaalis Sénégal dafa am ay ndaw yu am jom demuñu fa pour ñaan xaalis demuñu fa pour yelwaat dañoo am ay projet bëgg ku leen accompagner mais nga recevoir leen waxtaan ak ñoom loo mën nga def ko loo mënu nga ne c'est impossible. c'est clair rapidement ñu jeexal moo yi lâcheté le gros mot. waaw lâcheté bu ma amoon beneen soxor baax na soxor rek bu gën a alaaj bu gën a rëy boobu alaaj bàyyi ko rek moo ko xam nga lan la xam nga lâcheté bi fan lañ koy waxee mooy gis nga mbër boo ànd ak moom saala doo nangu ku ko laal da nga koy ñàkk nit da nga war a ngiiroo ci sa nit mu wéet di la gis mu wéetali ko di la gis waaye xew-xew yi fi gis yiñ fi romb président dafa wéet ci xeex bi. dégg naa rakk ji wax ko Alioune Sall. moom est-ce que war na koo wax moom mi ko wax est-ce que war na koo wax. kon waru ko wax loo gis yow. parce que ba mbir yi xewe moom ak ay ñoñom gisuñu leen ñi doon wax xam nga dafa neex. jàmm am ku ci nekk génn. sol sa gestionnaire sol sa mbasin. di raataatalax di wax. fu mu toll nii ku nekk mën ngaa wax. waaye ba président soxla ñoom ñëpp gisoo ci kenn. kenn nga doon gis. honorable député Abdou Mbow on n'a pas sax des relations poussées. mais jàmbaar la ku ma naw la ku parti bi war a gërëm la. mi ngi woon ci xeex bi. mi ngi woon ci xeex bi. jaral na ko lu ne jaral na ko lu ne dégg na lu ne aussi. dégg na lu ne. tay leen a bakkanam tay leen a bakkanu njabootam. te pourtant moom Abdou Mbow am na ñu ko ëpp avantage Abdou Mbow musul nekk ministre. oui. te ba mu yor COJER ñun ci nekkoon COJER ñi gën a féetee ndaw ci lañ bokkoon. musul dégg monsieur le ministre musul ne muqi te am na ñoo xam ne dénk nañ leen lu rëy. kenn déggu leen. d'accord. te liggéey bi li tax ma ne la lâcheté la mooy. maanaam ñàkk jom. yàlla du nit. Moodu kenn du ko wax. yàlla kenn du ko laal du nit. am na ci ñoo xam ne ci xew-xew ñi pour ñoom sama waa ji dem na teer bu yàgg Macky Sall. mais yàlla leen ëpp doole. Macky yàlla moo ko dénk nguur gi. heure bu ko soobee la koy jël. ci jàmm ak salaam. mais du ay saay-saay foofu laay daanee. ay saay-saay ay Samba Njorondaay ñooy foqati nguur gi ci moom. moom da ko gagné démocratiquement. d'accord buy dem daf fiy jóge ak jàmm ak salaam. am na ñaari mooy yu bees yu ñëwaat de. loolu daañu ci ñëw après su ma la joxee total bi mais là dans tout ça bi nga indee problème bi mooy ñu nu fal joxe ay cër yu am solo parce que tey li ngay wax nii bu doxoon bërki dem 8 mars wala 5 mars boobu tey le président Sall du génn def benn message à la nation d'urgence pour calmer li nga xam situation bi alors léegi dans tout ça à qui la faute da ngay jàpp ni ki nga ne ki ngay wooyee ku lâche ki ngay wooyee ku xamadi ku réew est-ce que dëgg-dëgg problème bi moom la wala ki Sénégalais yi fal mu war a ubbi batam xool ana kan lay fal est-ce que mi ngi def évaluation bi ci war pour xam laas mi dénk naa ko temps est-ce que mi ngi doxalul kooku nag moom lan mooy cëram ci li xew fi ñu toll nii muy le président Macky Sall. xam nga réew mi lépp lu dox ak lu doxul responsable bi Macky Sall la parce que moom la askan wi wóolu. ne ko yow yaay président de la république yow lan fal. yow yaa war a doxal. yow yaa war a ñoŋal suñu dund. yow yaa war a tax ñu am dundin bu ñoŋ. yaa war a tax ñu war a am jàmm am salaam. dëkk bi naan waaye nag moom nit la. président de la république nit la comme yow comme man comme leena comme ñii di seetaan donc mënul matale lépp nee naa la sànq ca njëlbeen day jël ay nit wóolu leen dénk leen. waaye bu nekkee ñooñu da leen dénk. li ñu leen dénk doxaluñ ko kenn ni mu ko bëggee dama lay jox benn exemple rek. ñu ngi tey alxamis démb àllarba conseil des ministres. président yeesalaat na. xam nga baatu tubaab réitéré. bu la président ñu ne le président a réitéré. mooy yeesalaat na. mooy
li mu waxoon sàkkuwaat na mu ne ministre de la pêche Aliou Ndoye pêche artisanale gis ngeen problème ndaw ñi problème nappkat yi pêche artisanale ñu ngi koy wax sàq bi yokku na ci lool man fan yi passé laa jóge Nianing yaa ngi dégg laa jóge Foundiougne laa jóge Cap Skirring dugg ci àll bi donc bokkuma ak ñi nga xam ne dañuy toog seen bureau climatisé naan réew maa ngi dox balaa ngaa xam ne président yéene gi mu am ak li mu santaane lu ci bari nit ñi defuñu ko nga jóge Dakar bii dugg Mbuur dem Kaolack Kaffrine dem Diawle dem Casamance bii dem Médina Yoro Fula dem Tamba dem Bakel dem Mudéeri dem Dembankaane nga xam ne président am na ay jéego yu mu teg waaye boo xam ne gisee xew-xew yi yëpp am c'est parce que Modou ndaw ñi bu nekkoon jox nañ leen information ci formation yi xam nga nee naa la président apprentissage maanaam ngay jàng ñu lay fay président de la république moo ko indi ci ndaw muy jàng métier musul am office national formation professionnelle mi ngi boo passé sami municipal da ngay dem ñu former la gratuitement dana jox bourse aussi jox la bourse waaw loolu ndaw ñi xamuñu ko te pourtant ndaw ñi lan la ñuy jooy formation ak emploi waaye dafa am ñaari am mooy ndaw ñi xamuñu ne président teg na ay jumtukaay yu bari pour ñu former leen gratuitement am na formation yoo xam ne dañ lay fay aussi est-ce que loolu liggéey président liggéey kuñ ko dénk moom laa lay wax ñi ñu dénk ñoom laa wax si njëlbeen ñi ñu dénk dañuy def la rétention de l'information maanaam dañ koy ndardaajoo woo seen mbokk jox leen ko c'est pas illégal li ngay wax ni c'est grave hein mais c'est immoral da nga ci am preuve wala accusation la tamit déedéet bu fekkee un directeur bu ñu fal jox ko yenn yu ngay wax nii mu jox ko ay mbokkam mais ça c'est grave laas xam nga laas kilifa la mbooloo mu bari moo topp ci ginnaawam jombale naa sam bopp di waxee bakkan lépp lu ma wax dama ci am dalil te ñoom samay mbokk waa APR ñoom xam nañ ne laas lépp lu muy wax am na dalil bi mu ko teg général le ministre de la pêche boobu ñu ngi ciy wax ne président ne na jàppale pêche artisanale bi Aliou Ndoye yaa ngi dégg tey journal Source A nee na marché bi nga xam ne da koo jox benn entreprise chinoise muy Brèche Saint-Louis bi te nga déggoon Birahim Seck di ci wax directeur agence développement municipal Cheikh Issa Sall ñoom ñoo yoroon études yi Cheikh Issa Sall nee na études yi parewul président dafa newoon nañ bàyyi ba études yi pare ba lépp sont ñu doog a joxe marché bi finalement joxe nañ ko Aliou Ndoye joxe marché bi joxe na ko lan moo ci xew kan mooy responsable lan moo ci xew finalement études yi parewul président nee na nañ xaar études yi pare ministre de la pêche joxe marché bi Cheikh Issa Sall moo ko wax ci journal Source léegi ani chantier ba fa la toll léegi arrêté nañ ko voilà waaj dafa abandonné chinois bi arrêté waaw loolu la ci président mën président signé wul contrat encaisse ba pare arrêté waaw parce que signé wul contrat ñàkk wekk amul càmbar ba ci yoon mooy li wax loolu xam nga loolu benn exemple la parmi tant d'autres da ngay dem ministère de la jeunesse d'accord ministère boobu moom ci saari sax da ngay xool ne c'est un ministère instable tax après sani municipal sama ginnaaw bureau lañ nekkoon toxu dem la joor dégg naa ne tuxuwaat nañ ñu ngi kër góor gu xam nga loolu rek ay signe la yiy wane ne maanaam seen taxawaay dëggul Las pour rapidement bala may jox leenam non il faut ma am benn question pour jox ko leenam commentaire par rapport ak li nga wax ci ministre de la jeunesse am na bis ñëw na fii men Fatoumata Tall jeune la c'est vrai bëgg na mais man keroog fii nee na ma xanaa opposant nga xaw na ma sànni xeer dama koy comprendre parce que ñun bu ñu toogee dañuy jéem a indil kilifa gi ñu toogal li askan wi di wax bagage malgré que ñun xam nañ li xew ci réew mi mais li ñuy wax pour ñun damay wax ne la ministère boobu moom vraiment aajan nañu rof ko doole bu baax moom soxna soosu parce que lii ngay wax ni lépp barki dem dégg naa ko mu def benn pose première pierre ci benn maison xaw ma citoyenneté très bien mais ana kañ la gëj a yëngu ministre boobu kañ la gëj a yëngu kañ la gëj a am activité pour la li dëgg li ngay wax de dafa am xam nga liggéeyal réew laajut ay andus xam nga man waaw man Lass Badiane jiite mouvement jëm kanam lépp lu ñor président ñor réew mi ci laay xëy ci laay dox justement man dama doon xool lu neex ma Samba wala ma Demba man bu président tegee jéego boo xam ne wóor na ma ne arrangé wul réew mi ma génn wax ko loolu ñëpp xam nañ ko ci man d'accord léegi tey est-ce que fi ñu toll Lass da nga jëm ba jàpp ni kon bu njàngatee man xam naa ni politique looy bàyyee xel la looy suivre la ndax fii ngeen toll nii daf may jox temps wu Abdoulaye Wade en 2012 23 juin lu doon wax ñi ànd ak président Wade dañu amee arrogance dañoo dem ba falu fàtte ki leen fal muy askanu Sénégal buñ la rombee
duñ la faale téléphone dañ koy tëj bureau yoo fekk kenn ci li nga wax fii lépp loolu laa gis mbaadu li naan kon beneen phase dafa am benn page bu ñu war a tourner. beneen page wala ubbeekuwaat Macky tàmbaleegul bay jeexal. ah. Macky 2019 lañ ko fal mi ngi doog a am ñaari at. 2021 donc dese na ko ñetti at. président de la République il a été élu de manière légitime et démocratique donc xam nga man du ma bëgg sax di tudd di joxor bi ay nit mais damay wax problème mu ndaw ñi. ndaw ñi dañoo soxla ku leen déglu. ndaw ñi dañoo soxla. ku leen taxaw. ndaw ñi dañoo soxla ku leen gunge. ndaw ñi dañoo soxla ku leen di wax dëgg. gis nga boo nekkee politique il faut avoir le sens de la responsabilité. Quand c'est possible c'est possible quand c'est pas possible c'est impossible. maanaam def wax lépp def lépp discours de vérité. yàlla rek moo ko mën. gis nga état mënul faj problème mu ñëpp c'est impossible. non. état amul vocation créer de l'emploi. état vocation mooy créer des conditions. am environnement des affaires bu propice pour nit ñi mën a liggéey. donc ndaw ñi. war nañ leen mën a jàppale. donc da ngay gis nit ne dañ bëgg ñu financer ma lan nga bëgg mu ne 2 millions DER lan nga ciy def mu ne entreprise individuelle damay def nangam nga jox ko xaalis bi mu noos nga perte ko xaalis bi suñu xaalis la man li ma bëgg mooy. ñu dajale ñi nga xam ne mosuñu liggéey balaa ñu laa jox xaalis nañ la dem former. moo jaadu. moo yoon nag. dañ lay former. looloo jaadu. si te mooy yoon état bu bëggee ndaw ñi am liggéey. moteur de croissance. du état moo koy porter c'est le secteur privé. national moo koy porter. day capaciter le secteur privé jël entrepreneurs yi ñun. ay groupe de médias DTV xam nga yéen bu ñu leen yokkoon cere dooli leen ñeex. ngeen ëpp ñaar téeméer fii. ñu yokk bien sûr kay. waaw léegi boo leen ëppee ñaar téeméer. te ku ci nekk fukki nit. wala fukki nit ak juróom topp ci sa ginnaaw. du ëpp junni nit. réew noonu lañ koy doxalee du état mooy joxe. liggéey day créer état day jël conditions privé day jël entrepreneur yi. dooleel leen jox leen ay marché buñ ko mënul mu boole leen seen doole seen i xam-xam. ñu doxal léegi nag li ci am mooy président dafa wax ba mar. Modou. dafa wax ba sonn. ana karawaas gi. dafa wax ba sonn xam nga nag président noonu la dul manager xam nga moom bokkul ak ñi nga xam ne boo juumee rek mu dóor. rëq sa ndig moom dalay woo waxtaan. mais nag buñ la joxeem réew laas foofu laay jeexale. mais nag jox leen ñàkk rëq ndig bi de indi na na conséquence. parce que yow loolu mënul ñàkk. parce que xaaral xam nga ni barki démb message du président Sall bi xam nga ni non man dama yërëm président Sall barki démb. bari nga ci morom. da nga koy xool xam ne kii ndeysaan situation boo xam tey bu demee ba président Sall lewetal kanam ba di xaw a lamsal tuuti ndeysaan daa musa lewet nag. defal ndànk rek la xaaral rek ba pare ni mu waxee. c'est la première fois ci message yu président Sall yi président ñëw ak apaisement boobu. non li mu gis la nag ba naan ndaw yi musula gis lii aussi. nee na ndaw yi dégg naa leen. waaw musula gis lii dafa am lu ko naqari. mais là est-ce que jàpp nga ni 3 ans yi des ni nga ko waxee sànq président mi ngi soog a tàmbali 3 ans yi des ci mandat bii est-ce que jàpp nga ni togg fi mbaxalu Saloum sax xaj na fi ci nguuru. non président togg na. waxuma la togg ceebu jën de mbaxalu Saloum xaju président togg na nee naa la sànq sama njëlbeenu kàddu. yaa ngi séddale ñoo diggante président ak ndawu Sénégal. cofeel moo ci am bëggante moo ci am. yaa ngi dégg. dañoo sokkorloo ni asamaan ak suuf loolu dara du ko dindi. lenn kañ mooy am mooy mu yeesalaat doxinam. am na ci ay Samba Njorondaay yoo xam ne. man président de la République du ma leen dénk du ma dénk ku ñuy làngool ndax il s'agit d'une république gis nga réew mi am na ci ñoo xam ne. dàqoo leen jàng ëppoo leen xam-xam dàqoo leen liggéey sa tawféex rek moo tax ñu fal la. ndaw Sénégal man ñoom laay wax ak jigéenu Sénégal. mais Modou dugal ci biir banlieue bi. demal marché au poisson demal marché Thiaroye. demal marché Gueule Tapée fii. demal Touba ñi ci ëpp. Touba jigéen ñi di xoole gerte jigéen ñi ñoo yor kër yi. bien sûr. mais lan moo tax duñ leen jàppale. lan moo tax ndimbal gi président de la République teg ci table bi lu tax duñ ko yeggale ci jigéen ñi. ñu koy dóor loolu dafa war a dakk jigéen ñi dañ leen war a jàppale. ndaw ñi dañ leen war a jàppale. lu waay mérité nga jox ko. ndax président jël na ay téeméeri milliards. mais il suffit rek li may wax ndaw Sénégal ñii di seetaan un peu partout nañu dem tànn ministère bu la neex
ñu dugg fa xool budget ñaata lañ ko woteel xool direction yi fa nekk lépp loo soxla ci réew mi nga nekk ndaw mi ngi ci biir ministères yi mi ngi ci biir agence yi ba ci ndimbal action sociale boo demee ministère de la santé am na direction de l'action sociale nga soxla bourse am na ci direction yi nga soxla aide am na accompagnement nga dem ADPME mais nit ñi du ñu dem ADPME. est-ce que nekkul yatus boobu noonu foofu la problème bi nekk parce que tey jii bi nga xamante ne yow mii la ñu tabb pour nga taxawal ndaw yi yow mii la ñu tabb pour nga gunge ndaw yi yow mii la ñu tabb pour nga wekk ndaw yi ñëwoo ci comportement bi nga xamante ne moom la ndaw yi di xaaree mooy ñàkk xam sa réalité dëkk est-ce que tey loolu tey jurul conséquences yi nii parce que bu ñu importé indi ci ñooñu seen li leen def arrangé leen parce que nit ay importé laa koy mën a tuddee parce que nit ñi nga xamante ne tey jii mooy laas dëkk ci dëkk bi màggee ci dëkk bi xam yoon yi muy am pour jox information yi ndaw yi ba ndaw yi intéressé wu ñëw loolu mooy xam sa réalité dëkk xam fi nga dëkk xam ñi nga ñu ko sekkal ñan la mais tey jii bu nekkee da nga jëli man leen li nga xamante ne damaa dem jàngi bitim réew ñëw yëpp te xaw ma maîtriser wala fàtte naa lu bëri wala lenn lu bëri dépassé na ma par rapport ak loolu est-ce que tey foofu la ñu juumee ba mu jur xam nga kon d'accord nga sànq ci li ma wax ma la ciy gërëm li ma ne dañoo xamadi mooy xamuñu boo xamul nit ki li mu bëgg munoo ko saafara laas nag bu wute na ak ñoom laas villageois la yaa ngi dégg ñëw Dakar jàngi dem France jàngi liggéey fa ñibbisi damaa xam li xew xam nga sëñ Sylla Baye Fall da doon wax lu am solo ku bëgg a xew da ngay xam li xew ñu ci bari ci ñoom xamuñu li xew talaasay bi ñu ko taboon mu nekk jëwriñ bi yor yàllum ndaw yi gëm naa ne nekkul veste ak cravate day ñëw ak làkkum tubaab dina wàcc ci ndaw ñi nga xamante ne presque ñoo yor économie secteur informel. non xam nga macha allah ñu ci bari ci ñoom dàquñu maa jàng ëpp ñu ma xam-xam dàquñu maa moom laa lay wax mais dañ koy jël mais xam nga problème bi man du ma sukkandiku naan maa dàq jàng ñëpp maa mën ñëpp nangam ak nangam man sama modestie mayu ma loolu mais dama ne président de la république man moom laay joxar bi dama ne moom la askanu fal man président de la république bu may tànn ministre rawatina ministre de la jeunesse parce que problème bi am yi problème jeunesse la problème emploi la problème employabilité la problème entrepreneuriat la donte sax employabilité nit ñi dañ koy wax dama koy dégg ci médias yi ñu koy wax xamuñu sax lu mu wundu xam nga employabilité dañoo jàpp ne da ngay créer dara déedéet mooy da ngay mën a ànd ak vent bi maanaam yow coiffeur nga wala da nga doon liggéey ci milieu touristique mbas mi am nga changer de métier loolu mooy employabilité maanaam da ngay mën a topp ngelaw lu baax bi nga bañ a toog rek waaw polyvalent bañ a toog ne yaa ci neesar naan crise bi dina ñëw dina romb xam kañ naka ngay changer stratégie ak kañ loolu moo tax it président de la république c'est à lui de prendre des décisions parce que Sénégal moom lañ fal kon njuumte la def ci ñi donc déedéet du ma wax loolu parce que président moom mooy xool ku mu doy mu fal ko waaye ministre de la jeunesse ak yenn ministères yi da nga war a nekk ku politique nekk ku technique parce que ndaw ñi il faut ñu am luñ lay ministre bi nekk léegi loolu la manqué non xam nga man du ma personnaliser débat man ministère bi laa wax dama ne ndaw ñi pour ñu topp la pour ñu gëm la il faut que ñu am luñ la rusee il faut que ñu am luñ la wegee gis nga Macky président Macky Sall bu waxee lu tax ñëpp di toog di déglu c'est parce que dafa am luñ ko rusee am luñ ko wegee kilifa nag noonu lay doxee waaye kilifa boo xam ne boo waxee ñu ne ak cam war naa xoolaat doxinam. Mame Diarra. est-ce que mauvaise communication bi nga xam ne moo am ci état bi bokkul ci liy xajamal nguuru Macky Sall su ma nee mauvaise communication mooy ñaari mandat ngay def mu ne du ma ne waaw du ma ne déet toog ba si yàgg ne man du ma gis lu xonk toogaat ba si yàgg ne man du ma gis lu xonk toogaat ba si yàgg ne vaccin yi sax dama koy maye est-ce que yooyu noonu bokkul ci li nga xam ne day xajamal li nga xam ne mooy nguuram mauvaise communication beneen bi sànq dégg naa la ci sa biir yi wax nga ne dafa fal ñum xamul est-ce que noonu la war a demee ndax bu falee ñum xamul mu nar a continuer noonu dinañu tayle ñun sénégalais yi ndax tabax boo koy def fondement ba il faut mu baax waaye boo jiitalee birig kër te defoo plein boo ci tegee boo tegee ci kaw day daan beneen bi mooy est-ce que du falu xaritoo wala falu mbokkoo waaw jërëjëf Mame Bousso ñetti laaj yi am na solo benn bi li nga wax ci wàllum communication ku waxal yàlla xam ne APR ak Benno Bokk Yaakaar maanaam loolu mooy suñu lëgëj ba ñu ñëwee ci nguur gi 2012 ba tey. mooy seen góob. waaw mooy suñu lëgëj mooy domaine communication parce que dañoo yor parti boo xam ne organisé wul yor coalition boo xam ne
organisé wul fu nekk waa ji dafay jógee fële yaa ngi dégg ñëw taxaw wax lu ko neex te li ci ëpp li ñuy wax xamuñu ci dara te malheur bi mooy ñi ci bari ci parti bi ak ci mouvance bi ñii di dem ci média yi di jottali xibaar yi dañuy nekk ci ay groupe WhatsApp ñuy copier di leen coller ñuy répéter la même chose. ñuy partager. man gisoo ma yoruma document yoruma dara bari naa ci ay morom yoo xam ne programme président de la république mun nañ la ko waxal A ba Z li mu def ci gox yeeg goxaat yi dëkk yoo xam ne mais soxna nee na da ngay jël mbirum courant bi xam nga boo nekkee Dakar da ngay jàpp ne Sénégal fii la yem da ngay dem nee naa la man maa ngi jógee Jawle da ngay dem ba Gandiaye dugg ci àll bi 35 kilomètres suuf la amul tali. pour dëggal li ngay wax laas jeudi passé dañu waroon def émission bi. waaw fekk yaa ngi nekkoon booba ci dëkk àll yi. ci dëkk àll yi. maanaam da ngay dem ba foofu foo xam ne ñoom musu lampe pétrole lañ doon am boo demee da nga fay fekk ay poteau courant solaire président Macky Sall moo ko fa def nga dem ay Balengor nga dem Suel nga dem Tànjeem nga dem Daare Salaam biir Sédhiou foo xam ne xalaatu woon am ndox mu sell am courant dañ koo am comme ni nga koy amee sa kër dañuy am chasse nit ñi nekk bitim réew dañuy tabax seen kër gu yànj def ci chasse def ci chauffe-eau def ci lépp mais loolu ay jéego yu président def la lan moo tax loolu mënuñu ko wasaare ba nit ñi xam ko lan moo tax li président teg jël ay milliards maanaam def ko ci yenn organismes yi ci yenn agence yi du ñu wax ndaw ñeeg jigéen ñi boo leen bëggee ñu jàppale leen boo leen bëggee ñu capacité leen da ngeen di dem fii ak fii ak fii ndax du maye du sarax alalu réew mi la dañ koo natt ci ay ministère ci ay agence président de la république ne jox leen ko waa réew mi waxul jox leen ko waa APR waxul jox leen ko waa Benno Bokk Yaakaar jox leen ko waa réew mi képp kuy doomu sénégalais nga bokk APR nga bokk parti opposition yéen a ci war a yem parce que président de la république li tax sénégalais yi wóolu ko par rapport ak ñeneen ñi mooy moom dafa teg programme ne équité territoriale ci lépp nit boo nekkee Ourossogui nga nekk Matam nga nekk Médina Yoro Foulah war nga mun a am plateau médical bu xaw a yem ak Dakar donte Dakar c'est la capitale président ci loolu lay xeex moo tax it nga gis mu defar ay yoon yu bari defar ay hôpitaux defar ay nangam mais dafa am koo xam ne nag loolu mooy gàllankoor bi mooy l'information mooy Mambousso li nga wax loolu suñu lëgëj la mooy ñun on communique beaucoup mais on communique très mal. mais lëgëj bi laa tàmbali ci président Macky Sall aussi ci buy wax ak askanu Sénégal. waaw non xam nga sànq dama la wax. loolu law ba ci ay président de la république nit la. nit mooy juum. dañoo dégg boobu lay rek daa yomb nag juumte la wala defante parce que président bu ñu déggee ni muy waxee day defante population bi parce que bu ñu toogee ñu ne ñun toog duñu vacciné wu vaccin yi wóoluwuñ ko te ñàkk kóolute vaccin bi ci seen communication moo tax wóoluwuñ vaccin bi mu toogaat ne vaccin bi dama koy maye kon bu ngeen ko kii bu dem maye ko est-ce que loolu du defante ak population xam nga président de la république Mambousso jox na cër xam nga président de la république jox na cër gu mat sëkk askanu Sénégal mi ko fal 2012 tollunti ko 2019 fas yéene ànd ak moom réaliser programme am ba 2035 ba tax ne bu lay wax ak ñoom day wax ak ñoom ci yar ak teggin président de la république buy wax dafa am benn groupuscule boo xam ne ñooñu lay ciblé parce que dafa am ay Samba Ndorondaa yoo xam ne dañoo nekk ci réew mi Mambousso ñoom ñooy yàq xel yi ñooy toog ci plateau bi di wax lu nekk mais référendum bi dégg nga ci façon xaxar bu nekk wax nañ ko ci dañuy xaxar di wax ju ñaaw affaire feebar bi dégg nga fi ñu naan ay dóor la dañ koo bëgg lekkee xaalis nangam waaye am na ci ñoo xam ne ba mu reyee seen ñoñ gëm nañ ne feebar bi lu am la donc am na ci loo xam ne ku ko xam moo ko mën a wax wasaare ko nit ñi gëm ko mais Sénégal nag malheureusement professionnel yi mel ni Modou Mbacké ak Léna Mambousso ak sama nijaay Sall Bigué dafay manqué maanaam lii bokk na ci li yëngal réew mi téléphone nit day jënd connexion di waxee bakkanam li mu wax amu ci benn xam-xam du ci xam dara maanaam ay ndakaaroloog en sénégalais yi ñoo am ci réew mi di wax loo xam ne maîtriser wuñ ci dara te nag wax dëgg yàlla c'est à la presse de prendre ses responsabilités parce que am na Samba Ndorondaa yoo xam ne dañuy taalub réew d'accord waa léegi tontu ci question Mame Diarra bi nga xamante ne dafa ne da nga ne sànq ci sa biir wax que le président de la république dafa jox ñi nga xamante ne xamu leen est-ce que loolu nekkul dafa tayle
waaw déedéet xam nga dama ne président de la république dafa fal ñenn ñoo xam ne xamuñu waxuma xamu leen ñoom ñoo xamul loolu la sax maanaam xamuñu maanaam liñ leen jox dañ koo maîtriser wul te bu ñu yemoon rek ci ligne directrice bi leen président de la république teg wax dëgg yàlla yëngu-yëngu yi diñ ci am ndax gis nga réew mi li lay xamal ne Modou ndaw ñeeg jigéen ñi président de la république Macky Sall lañ safoo nañ doxal ba ci kanam xam nga il va prendre ses responsabilités comme il les a toujours pris donc dinañ gis coppite bi dox ay mbir nañ toog ci kanam dinañ gis parce que tamit wax na ko ci pêche artisanale bi baykat yi ñu ngi leen di dimbali gis nga prix gerte bi ni ñu koy génnee yaa ngi dégg yow Touba nga dëkk man sama kër a ngi jannatu donc xam nga ni ñu koy génnee musuñu ko am donc élevage bi ñu leen di jàppale domaine boo gis waaye xam nga tension bi fi mu nekk mooy Dakar comme li ma la wax ci wàllum nouvelle technologie yi dafa am ay nit yoo xam ne dañuy yàq xel dañuy wax loo xam ne dara du ci dëgg te ñooñu ñooy jéem a teg gouvernement bi ak ndaw ñi mais laas xam nga lu waral loolu alaaji Sall bi waaw mu nag xam nga lu waral loolu xam nga lu waral loolu laas non juste pas dafa am ni nee na boo déggee mu ni am na ñooñu dañu bëgg a yàqal askan wi parce que bu ngeen bàyyee place bi mu vide te am ko ne ku ñëw daal koy occupé waaw loolu xam nga loolu nag moo tax ngeen waral communiquer parce que ngay wax ni pour dëggal li ngay wax nga benn agence boo dem direction boo dem am na budget communication ana koppar gi merci di mais du ñëw di TV signé ak ñoom ay contrat tontu ko ci 30 secondes xam nga loolu lan moo koy wane dafa am ay ndaw ak ay góor ak ay jigéen yoo xam ne dañoo ànd ak président de la république 2008 ba 2021 waay di def ci parti bi di dem di communiquer kenn joxu leen paas kenn joxu leen essence kenn joxu leen oto kenn joxu leen budget kenn falu leen bari nañ ci bu leen doon lim kenn du ci jeex man ci laa bokk xam nga dama koy leeral man du ma conseiller Macky Sall du ma ministre am du ma DGM musuma fal amul kenn ku mu fal ku mu mës a fal yaa ngi dégg man nguur musuma cee dégg décret wala arrêté dama ànd ak Macky Sall ci ngor te moom laa fas yéene ànd ak moom ba mu fëgal léegi nag bu amee ñoo xam ne dañ doon ñaq di def ci parti bi di dem di défendre président di wax programme ba Sénégalais yi épouser vision jox ko am ay nit yoo xam ne dañoo daje fële ci benn kër gu sedd ne ñoom président ñoom la tànn wallaay ñoom ñooy défendre mbir mi tuddee ko xaw ma task force xaw ma task farce ñooñu bañ duggee ci géej gi la làmb ji tas parce que ñoom ba mbiri xewee gisoo leen xam nga loolu ñu bañ ko créer sax moo gën xam nga créer task force te man ma koy tuddee task farce parce que c'est une farce leena ndax ñooñu ñoo waroon ñàkk président parce que parti bi bu ñu fàtte amoon na ci ay jàmbaar yoo xam ne fu ñu musaan tudd président nga gis leen waaye xeex nañ leen xaxar nañ leen xas nañ leen yàq nañ leen jaxase nañ leen nag président ba ñu toog ñi liggéey nañ waaye ku ci mel ni man moom xam nga munuñ ci man dara man munuñoo xas munuñoo wax ba ma bàyyi président man lépp lu ma bëgg a wax ba nga dof ngir défendre président ngir défendre réew mi danaa ko wax te ñoom duñ ci mën dara mu tegu ci dëgg ak intérêt Sénégal c'est assurant gis nga laas lii mu wax nii ñi bokk APR yëpp lii mooy seen problème mais nag lépp nag le responsable c'est le président de la République. dafay mel ni seen benn ñooñ bu ne woon koppar gi buñ ko li ñuy joxe buñ ko dugaloon ci réew mi duñu toll fi ñu toll. waaw mooy keroog waa ji ngeen invité woon te jour boobu ñoom woon dama ko suivre. gis nga Modou. buur moo ragal noonam. xoolal actuellement président ñi ko jege ñëpp moo jaroon taxaw di ko sànni ay xeet. di jàmmaarloo ak moom. day mel ni ñooñu la jël tey. kon moo tax c'est le responsable. bien sûr booy bi ma koy xam laas mi bi ma koy xam li mu daj ci APR. li mu daj ci président de la République am na ñoo xam tey ñu ngi fi yor ay ndomba tànk li mu daj kaar bi dajuñu ko. bi togg gi pare kay ba togg ba neex bañ teg nii ci lañ ñoom dugal seen loxo. di leen di tegal sax nag di leen tegal jël ndawal gi ñu leen di tegal boole la ci. ñuy jox leen mooy fi muy waxee nii c'est-à-dire moom xale la bu ko président joxee poste mi ngi tedd bu ko joxul poste mi ngi tedd. day wax am na loo xam moom nu ko wax parce que ça gëm boppam bien sûr mi ngi liggéey jeune la. mais déggal loo xam li ci ëpp yëpp dañuy jeunes yi moom donc xale yi lay waxal. te gis nga nag ministère boo gis am na budget boo xam ne bu fa nekkee. pour ndaw ñi la ministère yëpp nag. ministère yi nekk ci Sénégal yëpp muy jeunesse muy
ministre de la femme ministre de la santé am na parce que xale moo yorum réew bon na sa ndaw yi tey moom la sa ëllëgu réew bien sûr xale yi tey boo gisee bi ñu génne président ni gis naa leen Modou wax nga dëgg de président keroog gis naa ci moom la xam musuma ko gis parce que dafa gis lu mu musul gis xalaatul woon ni réew mi toll na fii pour moom dépassé na fi la Abdou Diouf daal la dal Abdou Diouf dama ne bu deful da nga président loolu dina ko daal Abdou Diouf 2000 xamul woon dañuy jaay mbuusu Nescafé juróomi dërëm ak mbuusu meew juróomi dërëm. du ma ko mën a nangul Macky Sall de moom. c'est-à-dire ñi ñu jox poste yi loolu moom. waaw moom man du ma ko mën a nangul président Macky Sall moom. xam nga tax ñu ko nangul. waaw xamul la c'est le président boo xam ni. suñu école yi la jàngi suñu école yi la jàngi université bi la génnee. dégg na directeur général dégg na ministre profil bu ñu am toj na Sénégal wër na ko fu ne président de la République donc dugg na fu ne ba ci pare réew mi dugg fu ne ci réew mi xam li xew ci réew mi donc loolu moo tax jeunes yi bi ñu génnee moom mu gis ni lii musu koo gis te c'est la réalité li mu gis dëgg la de booy yi détermination bi ñu am bi ñu génn keroog Sonko taxul de Adji Sarr taxul de ay déet loolu ko nit ñi xam ay situation dafa tombeek nag loolu moo yee mbir mi déclic la moo ko yee nit ñi génn parce que boobu nit ñi tëju bi mais couvre-feu bi metti na booy yi amatuñu fu ñu jaar dañuy tëddaalee xiif amuñu liggéey amuñu cere amuñu soow amuñu fonde amuñu dara booy yu taj marbit bee fees affaire bi tëb léegi nag président ci loolu la war a xool nag buy namee xool ñi muy namee ñan les hommes qu'il faut à la place qu'il faut mais man mënuma comprendre ci li mu wax aussi am na ci loo xam du ma ci ànd président buy fal nit war naa xam ki muy fal lan la bu ko xamul tey man ci compétence la ñuy fal wala ci yaama neex lay fal lan la ñuy fal léegi bi seere xewe ba léegi waaw bind ni ci président maa ngi nii waaw Modou fekk na dëgg nag mbir yi Modou affaire bi du théorie faneen la affaire yi pratique la sax États-Unis boo fa dem nañ la wax loo man kaay def Europe boo fa demee nañu ànd seen diplôme Sénégal ku ñu boole français ñu wax Sénégal ku ñu boole moo fi am bras long boo ko fi amul doo liggéey te gis nga xale yi dañu am jom xale boo ci gis da bëgg naa am teraanga teral ay mbokkam teral ay waajuram booy dañu am jom de léegi nag boo yooyu yëpp xool tey lii marchand ambulant ci réew mi te am na ñu ci bëri ñoo xam ne seen métier lañ yor yor nañ seen permis de conduire wala seen diplôme wala yor seen métier wala seen martoog seen tural ak seen brin mais ñàkk pexe moo tax ñu taxaw ci tali bi yore benn mbuusu tàndarma benn mbuusu gerte benn mbuusu Kleenex ñàkk pexe moo tax ñooñu tey jii tey bu ñu leen recenser xam ñaata jeunesse lan Sénégal lañu yor 70% ay jeunes lañ mais c'est très facile pour recenser 70% ay jeunes entre 18 ans ba 30 ans te xaaj bi ñu ngi góorgóorlu seen te xaaj ñi ngi góorgóorlu mais ñooñu kay wax dëgg yàlla ki nga xam ne kay fekk nga ko muy jéem dara mais jàppale ko ca la mu nekk mais li mu wax dëgg la am na ci tamit aussi booy yoo xam ne tamit amoo métier amoo jàng amoo xam-xam naan réew mi doxul réew maa ngi dox yow moom yaa doxul koo xam ne lañ ko war a def dañ ko war a yóbbu former ko wutal ko métier alaaji ñooñu bëri non mais xam nga même lu ñu bëriwul ci xale yi lan bokk. d'accord xam nga daal bëgguma aussi ñu ne nañ jox ñi am métier ak ñi am jàng. ki amul métier amul jàng aussi ci jeunesse bi la bokk. mais nañ ko jàngal nañ ko former. pour aussi moom it ñu teg dara ci ay loxoom ba nga xam ne du ñeekee du ñee. d'accord wala def ay dérives. c'est-à-dire politique boobu moom moo des te gis nga liaas ni li muy wax nii moom laay wax leena moom nga wax ma gis nga boy yi bu ñu leen jàppale ñu liggéey te xaalis baa ngi fi nag parce que mi ngi ci ministère yi mais gars yi seen biir ñoo ko gars yi kenn du leen jot téléphone nañ waxante dëgg kenn amul ci ñoom accès liggéeyee lu ñu dara président de la république président lu mu am vision lu mu bëgg benn loxo du tàcc benn lam du yëngatu gars yi ñoo ko war a jàppale liggéey gars yi ñoo liggéeyul d'accord merci beaucoup Alaaji Sall laas sànq ci li nga wax dama cee ànd ak yow bi nga ne président Macky Sall dafa wër dëkk bi wër na Sénégal bi wër nga képp ak li nga xamante ne mi ngi koy def ci ay liggéey nekk ay yokkute ci région yooyu nga xamante ne jot nga ko lim am nañu ci ay ndox am nañu ci ay courant mais tey jii est-ce que gënoon miser ci li nga xamante ne moom mooy maturité population doxalin xam nga tey dafa neex nga ne murit laa dafa neex nga ne tijaan laa nga ne dafa neex nga ne xaadir nga wala laayeen parce que liggéey googu dañ ko fa matal ba nga xamante ne boo fa ñëwee di fa indi sa caaxaan yow mi sa jëm bopp la ñuy ba max est-ce que doo leen miser ci vote boobu mooy maanaam tey lépp li nga xamante ne président Macky Sall def na ko pour askan bi def ko pour jeunesse bi yëpp gis ko ba gis ci seen bopp ba nga xamante ne yow boo toogee suruq di woote kenn du la faale am ñu sax sa jot bu ma bindee man fausse information en tant que journaliste dañ koy lire ne kii moom xamul dara parce que information ki dafa mën di ko rëcc lii ak lii est-ce que tey doo leen miser ci côté boobu parce que fu mu toll nii problème boobu moo amoon bu njëkk da ngay sol sa costume laa ko tubaab xale yi fan la mais xale yi da ngay liggéey ñu gis ñu fan la boo toogee yor sa costume laa lu ne dañu dul sax dégluwati léegi parce que li nga xamante ne mooy esprit complexe bi moo dañ ñaata nit ñi nga xamante ne tey bu ñu daan jël parole
télé boo leen tegee day mel ni korité ñëppay taxaw di leen diglu di leen xaar looloo amatul tey ñooñu dañuy jël parole xale yi nekk seen occupation ñii di dem lijjanti lu ñuy lijjanti kon tey jot na ñu gis baneen nit bi nga xamante ne moom la xale yi di xaar tey est-ce que gënoo leen mii waroo leen gën a miser ci côté boobu ba nga xamante ne tey laas mi boo ko bëggee wax loo xamante ne nekkul ñi nga xamante ne xam nañ ko dañu naan kii biir xamul lu muy wax. xam nga li ngay wax nii li koy dëggal mooy yow dafa mel ni président ba muy togg programme am da ngaa nekk ci peggam xam nga dafa jël créer un ministre dédié muy dafa jël ministre de la jeunesse yamul foofu de et de la citoyenneté mooy li nga wax de la citoyenneté maanaam ministère boobu liggéeyam bu doxoon ni mu waroon doxee lii nga wax nii du dal yenn ci gone yi mooy dinañ xam bu ñu dëbb ak bu mokk ak bu ñu bojj ak bu ñu boxam ndax am na ci ñoo xam ne ndeysaan Sall dafa wax lu am solo président de la république dafa ne bu ñu marginaliser kenn ay doomam lañ ay rakkam lañ ay jarbaatam lañ ay mbokkam lañ ñëpp da leen di déglu moo tax it ndawu Sénégal yenn saa yi am na ci ñoo xam ne dem nañ ci manifestation yi xam nga lan moo leen ci dugal gëj a yëngu gëj a ambiance rek moo leen ci dugal am na ci benn gone goo xam ne dafa faatu ndeyam xam naa ko suñu borom da koo dénk teraanga manqué wul dara waaye lu ko demul woon pour sàcc demul woon pour toj demul woon ànd ak benn politicien maanaam yëngu nam mu yëngu moo ko fa yóbbu malheureusement donc moo taxit li may wax jigéenu Sénégal ak ndawu Sénégal mooy nañu yokk seen pas-pas yokk seen pastéef képp kuy jigéen na nga dem ci ministère de la femme ak direction yi nga xam ne ñoo nekk sous l'autorité du ministère de la femme seen ndimbal ak seen njàppale mi ngi foofu nañ ko dem jëli bu ñu xaar ñu lay naan kaay leen jël leen mais est-ce que tergal bi jël leen nangam est-ce que duñu am jafe-jafe comme li maam Diarra di wax ñi nga xamante ne mooy les personnes à mobilité réduite tey jafe-jafe bi ñu am mooy accès dañ lay yéegloo di la wàccloo di la dawloo ba nga xamante ne à la base nga gedd sax mooy gën a yomb xam nga daaw ba ñuy def émission comme li may wax ne émission bi dama leen jig yaa ngi ci doon wax dañuy wax ci ay affaire carte d'égalité des chances ba tey maa ngi ciy wax li mu ciy def li président li mu ci def musta am Diarra waaye dafa am waaw déet dafa am loo xam ne moom laa lay wax ñoom sëñ Xaadim Diop maa ngi mu ñoo dëkk président bi xam na ne am na ci ay président yi ci am na ci président jéego yi mu ci def waaye fa mu war a yegg baadu bourse bi duñ ko fa yeggale déedéet bourse bi dama lay bañ a am na ci ay yeneen accompagnement yoo xam ne ngay bañ a dégg bourse bi gis nga président day bañ sax ñuy wax handicap bourse bi dafa gën a andi problème handicap yaa ngi dégg dafa ne ñi nga xam ne sunu borom dafa am lu mu wàññi ci ñoom instruire na képp kuy direction nationale képp kuy agence nationale nga jël benn pàcc boo xam ne da nga leen di recruter président de la république wax na képp kuy entreprise wala société privée ne ñooñu nga xam ne dañoo bokk ci amul suivi moom laa lay wax xam nga nag nit kilifa wax la mën ak signer waaye ñeneen ñi ko war a matale ñi ko war a matérialiser buñ ko deful moo tax may laaj jigéen ñi ak ndaw ñi nañu dem fi seen yëf ne nañ ko jëli ndax bu ñu xaaree toog seen kër ñenn ñi dañu woo seeni ñoñ ngardaajoo mbir yi séddoo ko ba mu jeex c'est pas illégal mais c'est immoral. d'accord mais est-ce que ñi nga xamante ne ñoom ngay wax parce que ku la dégg ngay wax dafa mel ni da ngay jóg sa daal dem jëli ji li nga dem est-ce que di nga ko jëlee ci nu mu la gënee. Maam Diarra non parce que. xam nga man problème bi lan la su ma la joxee dicté préparé nga def ko ba pare war naa xool ndax am na faute du dëgg. président moom mooy fal moom moo leen fal moo leen fi teg xam nga ñun mënuñu leen fal. bu demee ba nga xam ne gis na ni lii doxul ndax président il est le plus informé dafa am information chaque fois dina dégg ñaan lii doxul war na mun a def suivi nag xool ki nga yow man mi la fal li tax li ma la falal doxoo ko lan mooy problème yi lan mooy empêchement yi bu ko defee mu xam ko ñun ñoo xam fu ñu jëm mais carte égalité ba ma ko fi dalee wax ba may def télé ba tey maa ngi waxuma la télé sa may def télé ba tey maa ngi wax carte égalité te carte égalité amul suivi lu mu am bourse 3 mois bourse 3 mois bourse boo xam ne balaa nga kaa jot ngay bëgg a dee des fois sax duñ ko dugal dinañ koy yéex a dugal 3 mois ba 3 mois 25 000 francs leen a saarif loolu yor na borom kër loolu yorul borom kër bourse bi carte égalité des chances munoo ci faju demal mutuelle bu la neex munoo ci faju ba tey handicapé yaa ngi jooy am na ñoo xam ne amuñu carte
ñun albinos pour ñu am carte c'est tout un problème fu ne la ñuy dugg carte bi amaluñu benn njëriñ mënoo ci faju mënoo ci transport mais nu Dakar dem dikk nga ci mën a transport te da ngay demaat di defaral la beneen carte encore processus yooyu yëpp ndax Woylaago mun na ko dékku ba kañ kon problème yi ba tey mu ngi fi xam nga li nga wax noonu am gi mu am solo moo tax ma ne la président de la république mesure yooyu ba mu ko jëlee xam nga sànq dama la ne conseil des ministres li tax muy indi baatu réitéré maanaam fàttali c'est parce que li muy digle pour nit ñi di ko def ñu ci bari duñ ko def ndax moom bu ñu ko defee woon moom ni mu ko santaane woon Mame Bousso mii li muy kaas du ko kaas ndax non seulement acteur na ko ci këyit mais jël na moyen jox leen ko kon kay ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk ñoom ñoo ko doxalul moo tax it mbir mi leena c'est pas très compliqué rek la ko yomb na gis nga nit ñi nañu am fulla réew mi ñëpp la képp ku am projet nga bëgg accompagnement nga bëgg lépp na nga dem fi nga ko yaakaar nga bind buñ la tontul na nga woote na nga ci dox def ci ay passif yaa ngi dégg ba jël li nga moom. mais xam da nga ngay jël par exemple non ma ñëw waxtu publicité jot na laa sax li nga wax dafay nekk lu jafe parce que ki nga xam ne am na problème am crédit ak problème mu jël passe gëw ma ni dina topp ci benn mbir di ci daw ba di ci am yaakaar ñu dugg publicité ñëwaat sur le plateau de Toute l'actualité nationale et internationale. Vos émissions préférées et les débats les plus chauds. Vos émissions et plateaux religieux. Le meilleur du sport de chez nous et d'ailleurs. Les films, les séries du Sénégal et du monde. Et les émissions préférées des tout petits comme des plus grands. TNT by Excaf, un pur concentré de tous vos centres d'intérêt et divertissement. Offrez-vous dès maintenant le décodeur TNT by Excaf à 15 000 francs CFA seulement pour regarder gratuitement toutes les chaînes nationales du Sénégal. Et avec le bouquet Mana, regardez jusqu'à 86 chaînes à 5 000 francs CFA par mois seulement. Rendez-vous vite dans nos points de vente agréés ou appelez-nous au 30 128 0000. TNT by Excaf, vivez le meilleur de la télé numérique terrestre partout au Sénégal. de retour sur ce plateau de Toi-même tu sais Aïda Niass. nuyu naa la ziar naa la. maa ngi lay fay di la delloo ziar leena. ana la moo gën a fës ci xibaaru marax yi Aïda. li gën a fës ci marax gi dina ci bokk li nga xamante ni kon ñeel na lay jëm ca ñi liggéey ca code ñoom intersyndical ba la nu wax moo di bëggatuñu benn yoon gis ay kon politiciens di daagu ca biir université Cheikh Anta Diop def ko langue boo xamante ni kon defukaay rek politique la loolu waral nag ñu ne kon sumb nañ ca xeex ba ngir lu ni mel daal di dakk dinañ wax itam ci biir xibaar yi li nga xamante ni ñeel na dialogue politique bi nga xamante ni daanaka kuréel gii di FNR moom daanaka dëddu na ko wan ko ginnaaw ci ab bataaxal boo xamante ni mu ngi ko génnee li ko waral nag du lenn lu dul nag élection locale yi nga xamante ni dañ koo rek daal di nama dàq ba mars atum 2022 daan wax itam ci moniteur auto école yi nga xamante ni dañoo mer bu futt ñoom la ñu bañ moo di affectation bi maanaam jëlee fii nga xamante ni moom moo di Cheikh Sidi Bara Traoré yóbbu ko ca diwaanu Matam ñu ne nag lu ni mel duñ ko rek daal di seetaan joxoñ nañ baaraam tuuma itam ki nga xamante ni moom mooy jëwriñ bi ñu dénk démbeek dink bi daana ko jukki waaye wax itam ci tàggat yaram lu ñeel CAN 2021 bi ñu nar a rek daal di amal gi xam nañu nag kañ lañ koy rek daal di def dina doon kon lu doon kon ñaar fukki fan wala bokk juróom-ñeent fan ci weeru janvier lañ ko nar a rek daal di def jàpp juróom-benn fan ci weeru février atum 2022 yi ak yeneen i ponk kon leena la ñu fas yéene rek daal di faram fàcce ci marax bi. merci beaucoup Aïda Niass ci li nga xamante ne jot nga ko faram fàccee yaa ngi yaaññi de ñu bàyyi ba 19h jot nga yaatal. incha allah ñu wéyal li nga xamante ne mooy émission Toi-même tu sais ñu waxtaanee li nga xamante ne moo di cinématographie la participation de personnes à mobilité réduite en question Mame Diarra. effectivement Léna tey li ñuy waxtaanee dafa nekk loo xam ne dafa am solo parce que comme ni ñu koy faral di waxee xam nga personne bi nga xam ne dafay dund ak laago dafa am nu nit di war a communiquer ak moom. parce que dégg yi bokkul. tey fu ma la nee Léna am lii wala ma ne Léna am lii am na différence. dëgg la. man la ba ma ko waxatee dégg sa musiba. waaw du dëgg xam nga am na différence. te gis nga jamonoy 2000 wala jamonoy 98 personne handicapée ñemewul woon sax taxaw ci buntu këram parce que ku ko amoon da nga ko doon nëbb parce que xamuloo ko. kon tey àdduna avancé na
technologie avancé na nit ñi avancé nañ ba tey ñuy jël ay personnes handicapées di leen boole ci li nga xam ne di leen intégré parce que su ma ne boole sax ndax ñoom dañoo bokk ba pare comme ni ma ko waxee laago du feebar bu ñuy faj parce que dafa nekk loo xam ne da ngay dundaale ak moom li ngay dundaale ak moom jusqu'à la mort loolu du feebar soleil levant su ma neexee man Mame Diarra ku ma xam ne man bëgguma koy victimiser handicapé bëgguma koy discriminer handicapé parce que loolu tax ma fay toog te man ku ma xam ma ci milieu handicapé amul man handicapé bu ma xamul ci Sénégal fii amul handicapé bu ma xamul fii ba fin du Sénégal mun naa la yóbbu fa handicapé ne kon man handicapé dama cee saf sàpp mais dafa am vidéo bu Cheikh Ndiaye def man Cheikh Ndiaye xaw ma ko mësuma ko gis soleil levant bokk na à part espoir de la banlieue soleil levant bokk na ci troupe bi njëkk a intégré handicapé ci seen biir loolu mënuñu leen ko bañal vidéo bi faama soo ma ci mënee may tuuti rek ñu déglu Cheikh Ndiaye li nga xam ne moom la wax ñu ñëwaat ci plateau pour mu gën a neex a commenter. gis nga boole ñu sëy ñoom ñaar. ñaar ñi bu ñu sëyee fii toj. ñaar ñi bu ñu sëyee fii toj. waaw ay doom yu am la. noo mën ngaa seen doom lu ñu mën a waral man ay kurkur. seen doom ay kurkur la ñuy doon. wala ay kër-kër. du nekk kurkur. doom bu normal ngeen di am bu njool ci kaw. sama bu ma yore. sa doom normal bu yow ba nga yóbbu normal. barke yeneen ci bi. ay doom. merci beaucoup gis nañu image bi Mame Diarra. waaw image bi xam nga Bousso dafa nekk nit boo xam ne xam nga yàlla mooy bindee nit nu ko neexee dafa nekk nit boo xam ne nit bu ndaw la mu am koo xam ne kooku mu am grand boo xam ne dara dalu ko léegi mu ne daf ko bëgg a takk ci man ni ma comprendre vidéo bi xam nga toujours doo toog naa fi léegi man ne la mariage handicapé ak ku dul handicapé tout le temps dafay nekk loo xam ne problème la parce que bu fekkee goro yi sonaluñ la njëkk yi dinañ la sonal wala ñu naan la bu demal boo amee doom ñu xool ndax du doomu nangam wala du doomu nangam te nee naa mariage kenn signé wu ci doom kenn signé wu ci doomu kenn fii képp ku fi nekk mënoo signé wala nga dóor sa loxo ci kaamil ne damay waat ne dinaa jur doom bu am laago wala doom bu amul laago Cheikh Ndiaye dafa wax ci vidéo bi yéen ñaar su ngeen marié yan doom ngeen war a am xam naa ay doom yu kokoroot loolu moo nakari handicapé yi loolu moo nakari handicapé yi ndax jàpp nañ ne dañu stigmatiser Bousso verbalement ba di ko fooye te mu nekk nag man lu may ñaawlu dama koy ñaawlu duma ko rafetlu mais gis nga leena ki la boole ci boppam wallaay bu juumee war nga ko mën a baal soleil levant ñoom ñoo njëkk a jël handicapé ni ko kaay ci suñu troupe pourtant troupe yi bari nañ fi lu tax defuñu ko soleil levant faralu ma leen ñoom ñoo ko njëkk a def Papa Sala ki la boole ci boppam ba nga bokk bu juumee jëmale ci yow war nga ko mën a baal te accident làmmiñ dafa garaaw sama papa daf koy faral di wax nit nag dafay juum waxee ko Cheikh Ndiaye waxewu ko pour victimiser handicapé yi wala mu ñàkk wekk handicapé yi Cheikh Ndiaye man xawma ko musuma ko gis mais dafa juum nit nag bu juumee jëmale ci yow danga koy baal parce que fii ñëppay juum yàlla kese moo dul juum Pape Diouf chanteur Pape Diouf ku ko xam-xam ne yara di ko wul bi mu fi wooyee ne laago metti na te du wees dund bu sotteegul lu ne xaj na ci handicapé yëpp dañ kontaan ba noonu ko fi ambassadeur keroog bi mu ne gumba bu duggee cinéma ay bëtam taxul amaana sax musique ba la dégg moo sedd xolam ñëpp jóg handicapé nag falaa dama leen di lancer appel que ni nit dafay juum nit bu la ne du juum kooku du nit yàlla kese moo dul juum Cheikh Ndiaye dafa juum waxu ko pour toroxal handicapé wax ko pour sikkal handicapé ñu naan waa saa neex waxoon na ko fi ba muy wax naan ay doomi la feñ ak doom gis nga fàttali ko sax baaxul bi mu ko fi waxee ba handicapé yëpp jógee dafa ne man de kon damaa juum ndax man sax am naa sama mag boo xam ne Amadou la feñ la moom laa doon waxal kon sens bi ko handicapé yi jëlee woon ak moom sens bi ñu ko waxee woon du benn ñun ñi rek buñ ñu déglu woon de sal maquillage li ñu lay yàq yëpp mu ngi noonu ko filmé woon kon Cheikh Ndiaye nan ko baal mais xam nga Cheikh Ndiaye man je le connais très bien dafa juum papa te xam naa ni bi muy wax lii kaf rek la koy duggutoo parce que boo gisee ni ñu taxawee sax xam ni kenn nit ki doo taxaw nit ki di ko stigmatiser dañ doon kaf loolu kaf la boo xam ni xëy na vidéo bi ni mu génne vidéo bi moo warul woon génn justement des fois moo leen wax vidéo bi rek moo warul woon génn téléphone xaw ma ñoom ñoo ko génne lu yàqu Sénégal xaw ma ku ci bokk la ko génne xaw ma nu mu génne mais vidéo bi
leena wax na la ko léegi bu ngeen demee salle maquillage liñ lay wax buñ ko vidéo woon génn ko kon ñu saaga leena c'est-à-dire sénégalais booy kaf ak nit entre yéen ngeen di foyee dañu xamul voilà te dañuy fo ci téléphone te gis nga image dafa doy waar moo tax toujours encore une fois rek lii wanaat nañu leneen image kenn du ko café te nag ay nit bu ñu weetee mun nañoo foye lu leen neex parce que Mame Diarra bu nekk seen biir yéen jàpp bu leen ko Mame Diarra kii seen morom la seen xarit la da ngeen di kaf ak moom mu leen di wax lu ne ngeen di ko wax lu ne mais tey jii nga baal ma dagguma la dama la bëggoon a fin d'année bi rek def naa vidéo est-ce que yónnee ma ko ne bàyyi naa cas social yëpp léegi ñu yor rek laay àndal mi ngi noonu ñu dagg ci bàyyi naa cas social ñu yor laay àndal parce que intention nit ñi doo xam te bi ngay wax nekkul da nga ko wax pour askan bi yow xam nga YouTube fu mu nekk xam nga fu ñuy vulgariser vidéo xam nga nan la ñuy def pour fësal mais su ma defee yónnee Modou Mbacké pour man ak Modou Mbacké la su ma defee yónnee Sala Bigué pour man ak Sala Bigué la des fois dafa am vidéo yoo xam te ne même nit ki sax da koy posté pour foo nit recopier ko coppati ci ko intéressé teg ko lenn billaahi Sénégal moo toll foo xam ne na ma yàlla baal te baal tamit ci ñenn ñi ma ko sañ a wax comme ñoo xam dañoo soxor yàq nit moo leen neex ak wax lu ñaaw ak maanaam jaxase dëgg la fam ñoo xam ne saa bu ñu xëy suba ngoon jaxase rek jokket ci biir ndong ci biir benn ko rajax ci loolu la ñuy dox te gis nga loolu am moom loolu am xam nga dégg baat boobu la sama yaay waxoon barki démb li ko ma gaw la ba muy woy seytaane boobu seytaane rek am jamono bii la ko waroon ndax doom yi màgg nañu sët yi màgg nañu seytaane fi ne nii rek la ko waroon a wayaat njaboot parce que fi ne nii seytaane njaboot gi màgg na bi ci des olof dafa am baat yi muy wax man toujours dama koy wax fii léeg-léeg di nga wax benn baat nga yaakaar ni doo ko jëlee dara xam nga mën nga ni tungane du teew ñu nataal mais bu wax loolu parce que boo ne tungane teew nataal rek yaa ngi stigmatisé tungane bi nel mbubu borom du ni jon ñu koy natt ci ëkk olof moo jafe waaye boo nee dégg rek boo nee gumba bu la nee nañ sànnante dafa jóge ci xeer bu wax loolu nel gone bu la nee nañ sànnante dafa jóge ci xeer maanaam il faut ñuy wodd wax ji di ko wodd dafa am ñun nu nuy waxee noo xam ni boo ko waxee rek am na ñoo xam dana kon kii man lay wax léegi nag pour éviter loolu kim ko wax dina mer ci vidéo voilà mi ñoom ñi ngi ree di kaf di ree li Mame Diarra li Mame Bousso wax dëgg la vraiment Cheikh Ndiaye je le connais nit ku baax la dañuy kaf lii kaf la yéen suñu mbokk yi dama ne ñun ñëpp ay handicapé lañ koo gis am na handicap bu muy demee handicapé weesuwul sax ñu jox la pour askan bi nga jël dugal sa foofu voilà mooy keroog fi may daaneele pourquoi suñu boy yi bu ñu nekkee Europe di football tribune bi ba kenn ko nga ne kii man lay wax golo pourquoi yow nga nangu ko ay gestam lay def jàppe ko ay gestam lay def c'est-à-dire esprit la parce que da def yi fi golo moom mooy golo lu mooy golo mais pourquoi nga ni yow nit ku ñuul ki nga ni kii man lay wax moom tudd sa tur ay gestam lay def ba ko mu def ay gestam merci beaucoup Allah mais affaire bi esprit la rek waaw Alaaji Sall pour yokkal li Sall doon wax lépp mat na li ma ci bëgg doon rek mooy li mu war dafa am solo nga jamono buy dox boo jëlee kàllaam ak wolof li ñu daan wax ci boo xoolee mat na 30 ans 40 ans fi jamono toll tey dañu war a commencer adapter di changer un peu ni ñuy formuler suñu langage parce que comme que léegi boo waxee nangam comme ni Sall joxe sànq comme explication ñuy dañ ñoo xeex dañ ñoo xeeb ca nag wolof yaatu na ay terme mën na fi am mais nag lépp luñu wax rek moo tax ma ni dégg-dégg ba ci am solo yow mi war a dégg nag yaa war a xam fa muy waxee loolu moo tax tamit Mame Diarra merci ci bi nga amee compréhension que ni Cheikh dafa juum ndax man tout le temps damay xool contexte xam nga lii ñoom ñi kaf seen biir mais nag am na ko doon filmer peut-être vidéo bi moo law moo génn rek ba am ko dagg loola rek génne ko ni ne koy génne ak lii moo ci topp mais li ñu wax sax ëpp na lii boo xoolee ñii li ñu wax ak la ñu defante ëpp na lii voilà te lépp ci kaf la woon ci kaf ci seen biir la woon voilà c'est ça moo tax am na solo ci baale bi ak jégale bi waaw Mame Bousso ñu ngi lay sant ci auteur bi ak maturité bi ndax yaa leen fi teewal ñu fi donc parce que sànq li may wax ci sama kàddu dama ne réew mi dafa am ay manipulateurs dafa am ay saay-saay yoo xam ne yàq rek lañ bëgg wallaahi yàq donc te xam nga da ngay dem yenn dëkk yi dafa am ay délits yoo xam ne boo ko fa defee dañ lay jàpp attelé ci saa si mooy ay incitation à la haine li nga wax incitation à la haine raciale maanaam diw dafa ñuul si c'était un blanc wala nangam ak nangam waaye réew mi malheureusement dafa am ay sàmba njorondaay yoo xam ne te loolu code pénal bi war nañ koo yeesalaat baax na parce que xam nga réew du statique du taxaw day dox maanaam bu mbir yi di dox da ngay dox muy maase ak moom fi mu toll nii dafa am incitation à la haine maanaam ay xool Sala Bigué ci télé bi defu la dara nga xaxar ko
naan ko non pourtant fii la nekkoon Pikine fii la nekk nangam ak nangam. naan pourtant ministre la woon de. xamoo saala. xamoo ku xam saala. nga yàq deram dugal ko ci internet bi loolu incitation à la haine loolu procureur man jàpp naa ne war na ci jël ay matuwaay bañ a bàyyi Samba Ndioro Ndaay yi di parce que tamit dafa yomb de. nekk sa téléphone. di xaxar di saaga. di wax naka sudul noonu buñ la jàppee nga yuuxu buñ la convoqué nga ne ñoo doo dem. waaye réew mi xanaa léegi Modou fi may daane ne mooy. dafa am ñoo xam ne buñ leen woowee. dañoo war ta dem. wala bu ñu leen woowee. dañoo am benn privilège de juridiction wala immunité ba duñu war a dem man ministre des pêches ministre de la pêche Aliou Ndoye daaw porté na ma plainte pour présumé diffamation journal la bind ne signé na ay licence de pêche ma bind ne journal Source A ak Libération nee nañ Aliou Ndoye signé na licence de pêche mu porté ma plainte woowu ma waa Touba woowu ma waa Kaffrine woowu ma waa Ngodiba Casamance Suel laa dëkk après Tànjeem département Bignona sama maa ngi foofu tëdd fa laa jógee motul semaine woowu ma waa Bakel du Tiyaabu du Mudéeru du Dembankaar woowu ma kenn woowu ma Grève ba may dem mais là dafa am man kese maa dem wala dafa am kay fi ne mi ngi dafa am lu bàyyi ko mu daaneel bàyyi leen ko mu daaneel wala ko am na daaneel bàyyi ko mu daaneel way woowu ma mouvement jëm kanam woowu ma ndaw Grand woowu ma kenn man kenn ëpp ma mbokk ci réew mi Baye Joola Nday Saraxule maam Saalum Saalum maam Alpulaar kan moo ma gën a nekk Sénégal ci réew mi woowu ma kenn damaa solu xeeñ lu neex dem wuy ji ñu entendre ma wax la ma xalaat ma pare ñibbi waaye léegi yéen réew mi day am ñoo xam ne dañ leen di woo laas ñu sonal nit ñi laas tëjee ko maam Jaara tëjal may ko mu tëj Modou Mbacké d'accord waaw may ko mu tëj après li ma ci wax rek mooy ñu xam ne man xaw ma Cheikh Ndiaye fréquenté wu ma ko xaw ma fu soleil le vent féete musuma jox ñaar dërëm xam nga communication dafa nekk loo xam dafa garaaw Cheikh Ndiaye bu fekkoon ne leen rabati daf leen a victimiser wala mu stigmatiser leen dinaa bokk ci ñu njëkk a def conférence de presse te ku ne xam ne man mën naa def conférence de presse mais dama xam ne Cheikh Ndiaye fa nga ko jëlee ak yéen fi nga ko parce que gis naa ay saaga ay net WhatsApp handicapé yi boo ko xoolee ay saaga ay kii nit bu la boolee ci boppam ba nga bokk bu juumee jëmale ci yow war nga kaa mën a baal man sama koñ bu ma demee fi ma dëkk doo dégg Maam Jaara Pune Fashion rek ngay dégg Pune Fashion rek ku may woo da nga naan Pune Fashion est-ce que te xam nga est-ce que boo ko doon bañ da ngay am problème da ngay dee xale yi sax ñoo lay topp ci mbedd da ngay dee merci beaucoup Maam Jaara amoon na suñu benn grand ndeysaan baaru glace la daan bañ mayal Modou Mbacké ma koy bañ lu sedd Sall baaru glace bañ la lu sedd wax dëgg mais lu neex non du habitude sa dama koy jox balaa ngay dem loolu ma jox yóbbal rek da doon ko yónni woon rek seen kër am ngeen di yéen ko rek baaru glace yu mag yi mu yenu ko jël benn kàddu ki xale yi topp ko baaru glace mu koy bañ muy dàqe fu mu jaar moo jigéen ñu xaañ ko booy naan ko ñu mu dem hôpital ñu kaaral ko bopp bi ñu naan alaaji baaru glace ndeysaan ba mu tipp yàlla bu bañ dara de yàlla na ko yàlla sauvé d'accord léegi sans question bu ñu ko laaj jëm ci wàllum communication yamu co de jéggi na waaw jéggi na xuus jàll mais laas dama koy dégg muy wax olof lu bëri dafa dégg indi ay baat yu kii damay dégg ñu naan ku wal mburu tudd ab dëkk ku wal mburu tudd dëkk li nga wax fii lépp laas lan moo tax nga nekk di wiri fan nga jëm déet jëmmu fenn damay wax lu leer xam nga dañoo nekk ci réew dañoo nekk ci république gaaruwaale soit réew déet man dama li nga def gaaruwaale gaaral la xaaral ma daaneel def baaraam beccil ne ko laas beccil waxal rek na mat dañoo nekk ci république république dafa am ay règles bu ñëpp war a sàmmoonteeg règles yi ñu ko war a njëkk a réew mi mën a jëm kanam ñu war a njëkk a joxe exemple bi non exemple ci ñëpp la yam les lois c'est impersonnel les lois sont pour tout le monde xam nga man ñu porté ma plainte division cybersécurité woowu ma samay mbokk ma dem wuyu ji te wallaay kenn ëpp may mbokk bu ma jógee Casamance jóg bu ma jógee Saalum jóg bu ma jógee Fuuta jóg waaye woowu ma kenn damaa dem wuyu ji parce que li ma wax ba yàlla di wol bufta bi mën naa ci delluwaat waaye léegi suñu laas waaw léegi fi may wax Modou non yéen ñaa ñëpp xam nga lu ci problème bi mooy lu ci neex mooy man maay daaneel parce que waxtu bi moo ñu jot réew mi mooy dañoo woo benn député sëñ Laas dañoo woo benn député sëñ Laas non
wax ji kay mooy leena wax ji kay leena mooy wax ji tax ñoom ban ko convoqué ak ban convoqué kenn am wuute daal loolu jaaxal Sénégalais yi ñaata dossier viol moo am tribunal moo am ci réew mi benn amu ci bruit comme bii am bruit ni lu waral loolu aussi tamit moom moo waral bruit bi ah est-ce que moom la aussi yow tamit mënoo convoqué nag wujjewoo utoo nguur li nga yéen a bokk seen parti yéen a bokk yooyu bokkul xam nga man ki ma porté woon plainte ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar sama patron moo ko fal moo ko dimbali fal waaw xam nga mënoon naa man sama rak mais nag seen façon wax yi moo ko dimbali fal ko aussi dama ne ki ñu fal noonu mu wote bu nekkoon ki nga xamante ne moom la bokkal parti moo ko def ni nga def lay def leena sama rak na ñu jàll ci li nga xamante ne fu may daanele sama rak rapidement garab mi ngi 100 mètres def na ëpp na juróomi at ah bon kenn jugé gu ko doo xeex loolu sama rakk la mi ngi sama rakk la xaar yàlla dëkk rakk Yankooba la ndeyam sonn na waa koñ bi sonn nañ ëpp na juróomi at mi ngi 100 mètres yaa ngi dégg te APR la bokk ñi samp APR Grand Yoff la bokk doon ànd ak Adama Faye di rakk Marème Faye dañ koo tuumaal ci mbir yaa ngi dégg def naag deful xam nga loolu yoon moo koy wax waaye boobu ba tey mënuñu koo juger lu tax te pourtant noonu la justice di doxee amul privilège bu nekkoon kon dañoo ne moom APR la bokk ba dañ koy bàyyi mu jàll keneen bokkul APR dañ koy tëj c'est-à-dire dama bëgg rek dañoo gis ñi nga xamante ne APR lañ bokk ñu wër ci wërum xaalis bugg a zéli fi nga xamante ne la sànni xeer yi bàyyi jox avis du jour gis nañ li nga xamante ne moom mooy bugg a zéli dafa dugg génn avis du jour jot na de réew mi toll na foo xam ni il faut ñu xoolante les yeux dans les yeux waxante dëgg réew mi fi mu nekk ni toll na foo xam ne metti na dënn yi jóg nañu te toll nañ ci phase boo xam ne lee ñu jóge barki Dembo Njaay na tax nit ñëpp dal sëñ Mountakha de woon nañu yoon fu ne nii sëñ Mountakha bis ak jara gërëm ak jara sargal yoon balaay sax xawma fu fi nekkul loolu xawma fu nu jëm damaa rus ak tous les xalif généraux man damaa rus waaye sëñ Mountakha bi mu jëfee rek parce que jamono ji waroon nañu toll foo xamante ne bépp koppar bi nga xamante ne ñoom génnee nañ ko dañ koy dugal ci li nga xamante ne moo ci ji alaaji yeggali moo tax moom li ma metti yeggali baal ma rek baal ma àq mer na de Sala mer na de mbee leena Sala mer na no bonne nuit alaaj sute dama bàyyi bu leena Sala mer na sute rek alaaj leena Sala mer na c'est-à-dire dama am non tak yow yaa may wax loolu ma nekk fu baax waa sute sa ma nekk sa dafa baax moo tax da ngeen maa dimbali sax parce que xam ne ni fi ma téye dafa baax donc kon wan nañu ñun kon am nañu loo xam ni bu nu ko téyee bu dëgër suñu réew mi jàmm rek la ne muy suñu mag ñu baax incha allah lan li ma jaaxal mooy politicien bi bu fekkee mi ngi ci li ko neex bu kilifa diine bëgg a wax ñun noonu dayem ci kurusam ak daram te bu réew mi tàngee ñun ne wax dëgg la te ku ci bëgg a falu tamit da ngay dem ci ñoom sukku raam te day wax dara pour mu tifli rek nga dem te fii koo fi ram ci benn boo ko tiflee mu rayante yow kon ñoom dañoo am ndomb tànk goo xam ne du dañ nañu xam si nga suñu kilifa yi bu leen fonkoo bëggante suñu biir lu ñu bëgg a def ci réew mi fu ñu bëgg réew mi dem fa dinañ fi dem dañuy waxante dëgg position laas bi nag neex na ma nit boo nekkee ci laa dara te doxul da nga naan carrément lii doxul yow nag ëllëg it buñ la jox ndomb ak tànk yow nga àndandoo gars yi ni mu xalte ni mu am kon def ñu faar ko am maa la may ni suba yaa def TNT on se donne rendez-vous demain inchallah même chaîne même heure d'ici là restez avec les programmes de la DTV